asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek teewaat fi ñu àddoo ngeen di teewlu seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme samedi ju ne nuñ koy defee sortu yu jotee ñu fas yéene nag ànd ak ñëpp ñi nga xam ni jamono ji ñoo ngi ànd ak ñun di wecceen xalaat mën nañ ko wax wala sax di argumenté ci yi nga xam ni daanaka moom lañ fi indi ci wàllu waxtaan te loolee nag askan bi yëkkati kàddu di ci wax lañ ci xam. bokk na ci liñ doon waxtaane lu ñu war a waxtaanee mbokk yi naam buñ ko defee nag samedi bi wees duggoon xuusoon tuuti ci wàllu tabaski bi incha allah dinañ si ñëwaat xanaa nag fii ak fukki fan ak juróom bu soobee yàlla xool situation bi fu mu toll. waaye tamit dañ ñëw tey ci li nga xam ni tamit moo jëm ci wàllu ñoo ngi wax ci wàccaayu nawet waaye tamit ñoo ngi wax tamit ci wàllu mbas mi ndaxte nag ay bés wees dégg ngeen njiiti réew mi lam ci wax ci situation bi ni nga xam ni moom lañ koy dundee ci Sénégal ba tax ni sax daanaka. mu wàccee yëpp yi nga xam ne daanaka xawoon na diis ñu jàppoon ni xawoon na diis ci askan wi ba fu mu ne nii waaye yu bëri daanaka waaye nag teewut est-ce que loolee bokkul ci li nga xam ni jamono ji nag sax booy dox ci mbedd yi da ngay yéemu sax ndaxte nag mel na ni daal ci yi ñu joxoon ci ay directive ci port masque beeg ak yeneen ak yeneen mu ngi fa ba foofee nag daanaka daal jamono ji pour nga gis nit ñi bëri nag daanaka sàll ko digle yooyu jafe-jafe la ba tax ni nag tey dinañu di waxtaan ci jëmaleku ci loolu waaye tamit waxtaanee ci li nga xam ni mooy lañ ca def léeg-léeg nga dégg ni daanaka li ñu joxoon ci délai war ko jotale askan wi foofee tamit fañ ca toll ndaxte nag léeg-léeg nga dégg ay bërëb yu bëri ñoo ngi yëkkati kàddu nan daal nañ ko defee ba léegi daal ñoomee gis ñu ci seen bopp naam sax bu nekkee ni ñoomee dañoo sukkandiku ci ay mbir waaye teg teewut kii mooy comité bi nga xam ni ñooy saytu force Covid bi maanaam ñooñee nga xam ne nag moo di général bi ak i ñooñam ca la ñuy dox demoon na sax ba ne daal bu ñu dundal espoir ci ñenn ñi nga xam ne daanaka war ñoo am te ñu bëri war ñoo am bokk na ci loolu tamit ci li nga xam ne mooy daal lu mu génn ci kàddu yu mu njëkk génnee gannaaw nag ba mu saytool ci lu bari waaye teewut ñi yor mbir mi fañ sa toll ci koppar yi ñu ci waxoon ak daanaka milliards yi ñu ca tuddoon ak yëpp yi nga xam ne daanaka ñenn ñi ñoo ngi naan ñoo ngi gis mbir mi daanaka ñoo ngi cay gis seen bopp mooy ñi nga xam ne nag waroon nañ leen dàmp wala dimbali ci li nga xam ne moo jëm ci force Covid bi transporteurs yi naam kii nañ ko waaye jàngalekat yi fee ñeneen ñi ba tax daal tey. loolee tamit est-ce que teewut ñu saytu li nga xam ni naam bu nekk eggagu ci waaye tamit ñu am ci benn bilan mi parcours ci la nga xam ni jot nañ ko caa def dinañ si ñëw bu baax a baax ak tamit li nga xam ni moo di niveau élèves yi jamono jii tamit dégg ngeen ko fan yi ñu cay wax ba ci jàngalekat yi ne fu mu ne nii ñu bëri jàpp nañ daal mise à niveau pour nag dugal leen dans le bain si la ñu toll ak fi nga xam ne nag daanaka des na. ak daanaka ay weer ak wala yu ñaari weer yu topp pour xale yi mën a def examen ca nan lañ leen mën a jàppalee pour que ñooñu nag loolee gën a ñoŋ ci li jëm ci lañ leen di maanaam taxawoo nag pour ñu mën a nekk daal ñoo xam dinañ apte bu examen yi jotee. si 88 628 98 98 moom ngeen ñi wootee si seen rajo Sud FM 98.5 gannaaw nag bu ñu souhaité ñi nga xam ne ñoo di auditeurs yi ba tey rek ndaxte nag ci semaine anniversaire bi lañ ne souhaité leen joyeux anniversaire jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM. ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam. ñu ngi leen di ziar waaye. ñoo ngi lay delloo ziar Sow. naka waa kër yi. alhamdulilah tabaarakallah. waaye allo. allo. waaw ñu ngi lay dégg bisimilah. waaw maa ngi joyeux anniversaire bi. yéen kay lañ koy wax yéen tamit seen rajo la. wax dëgg yàlla. ci defar moom defe naa ne. mën nañoo wax ne parcours am trop xam. yàlla na yàlla dina wax. capacité rajo bi. boobu nekk télévision. thème bii nga tuuti wax tey jii xam naa mu ne su ko wax moom jeex. ndax bu fekkee ni li ñu war a joxe ci feebar bi ci lay jot. joxe bi waxuma bi lépp nit ñu nekk la mel waaye man li ma constaté di ko dégg ci ma dëkk laa mën a gën a xam nag. te defe naa ne bu gën a bari noonu la mel. joxe bi mu ñu war a mel. ndax am na ñoo xam ne ni ñu amee
bu séddale bu équitable. bu ñuy joxe dañuy jox ki nga xam ne kii dafa ñëw boole. demul liggéey yi mënul dem wuti ñu ne kon nañu ko jox dimbali ko. waaye boo defee duñ joxe bi am na ñoo xam ne que dañoo amaat da ngay dugg ci kër fekk ñetti ceeb mbaa ñeenti ceeb ba juróom. waaw. man kàcc bi war bëgg ba léegi rek gisoo mu ñu joxe patal. ah gisoo mu ñu joxe. waaw beneen ba ci def mooy ceeb bi ñuy joxe ñaari qualité la. benn bi bari nga tànn loo mooy li am sax bi bëri. beneen bi ci def ceeb bu xonq la. waaw. ceeb boobu de man ku ma ko jox ma delloo ko. déedéet waay. ku ma ko jox ma delloo ko moo ko jox. waaw ndaxte amoon na ku yëkkatoon ay kàddoom sax di ñaawlu ci qualité ceeb bi waaye nag daa mujj ca gendarmerie la mujjee. ah man naa xam naa li ma gis naa moom baaxul. loolu moom baaxul. bu fekkee ni ci affaire feebar bi la. feebar bi moom sax man la ma daan wax ba léegi mun naa wax man dama ci am ci tànge lool. waaw jar na am ci tànge ndaxte nag. mu rax ci ay loxoom ne yéen ko feebar baax na. vraiment dafa kenn xamul noo koy tuddee parce que am na loo xam ne boo ko waxee sax yow di nga am fële suñ la ko tuddee. mais fii mu nekk dëkk bi tey jii. waaw nañu engagé woon ne état bi engagement bi état bi jëloon. police gendarmerie armée président li ma waxoon du doon dañu nekk ci guerre. dañuy guerre. waaw guerre wa. waaye yow guerre. ah fii yëpp yi gën a tare fële état bi dem ci ne mbay. waaw wala rax ay loxo mais yéen ngoogu feebar baa ngoogu lu xëy xam ne de. waaw fi mu ne. parce que boo seetloo police bi tey ñu ngi ci tali bi. lii maam ñu ngi koy dégg. Pikine Yëmbal Caaro yi tey jii boo demee dañuy sam mbir mi. ci kër yi pourtant ci arrêt yi police yaa ngi taxaw kenn du wax dara. am na ñoo xam ne ñu ngi koy sol xam na. seen yoon ci loolu. loolu la fi feebar bi di jógee bu dee police nga taxaw. nit ñaa ngi saf si ba taxawal nit taxawal. mais loolu police waroon na ci mën a taxaw kooku jarul sax. président di wax naan lii ak lii ak lii. même en temps normal sax oto bi warul ci sax. dañuy woon na oto bu ci nekk daal nañu fexe ba réglé distance yi ñuy wax di ko wax toujours ci rajo bi. dañuy wax ci naan fu ngay demal fexe leen bu leen daje ci ay ngent. bu leen daje ci ay dëj bu leen daje ci nii bu leen daje ci ñële waaye yow oto dañoo xam ne bi mooy indi buy ñëw daf leen di sàkk ba mel ni ko boot sax bi loolu état di ko xool ma yaakaar ni bu fekkee ni bi wax dëgg yàlla jàmm rek la ñu bëgg ci population yi ci feebar bii waaw état bi wax na am beneen taxawaay bu mu taxaw d'accord naa sax li mu def ñu ne nañ bàyyi nit ñi sax ñu dem liggéey d'accord waaye nag na am fii jërëjëf bu ko defee ñu ne nit ñi mën leen a yemale. waaw dëgg la yem leen fii defe leen nii defe leen nii. jërëjëf renforcer police bi. plateau médical bi. waaw. ñoom it am nañu ay jafe-jafe. te situation bi dem na ba toll foo xam ne boo déggee ni ñuy wax ak ñu xam ne donc mënatuñu hospitaliser nit ñi. ba ñu demee ba ñu naan dañ leen di fekk fi ñu dem. waaw moo tax bu fekkee ni yow nañ la def rek traitement à domicile. yow nga yor ak njaboot. dëkk ci quartier traitement à domicile boobu nan lay defee. gisal moom mënatul nekk. parce que feebar la buy wàll. nga dëkk ci biir kër yor fa say doom wala nga yor fa say sëy ñëpp nekk ci biir kër am ay mbokk. maladie bi nekk ci kër gi. mais ñoom ñu ko wax peut-être am nañu ay pexe yoo xam ne dinañ ko mën a defee pour mu gën a yemb ci nit ñi wala. ay pexe. waaw. yan pexe lay doon. ñoom ñoo ko wax du ñàkk am nañu ay pexe. waaw bët bi ngeen waaye xam na lu bopp attan. waaw bët bi ngeen waaye xam na lu bopp am mënoo dëkk ci biir kër gi te nga ci biir néeg ñoo ngi doon genn gis sa fay. dëgg la jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi lay gërëm la sant. man daal wax dëgg yàlla man daal doy na war daal. waaw yéeme na nag waaw gouvernement bi daal doy na war daal boo ko waxee nag tey ñu ne la bi mu nekk ni am nañu sa bopp bu yàkkamte ko. waaye pour waaye tontu itam borom xel yi moom kenn mënu kenn xel. jërëjëf loolu fokk ñoo ko bàyyi joxoñ ko. jërëjëf moom daal la ñu war a def daal defuñu. jërëjëf. seen rajo Sud FM di ci déglu émission lu ci xam tey nag ni ñu leen ko waxee rek jërëjëf sëñ Moussa bi génn ci ligne bi ñu xaar ñenn ñi ci 88 628 98
98 moom tamit ci li nga xam ne moo di situation bi ni mu tolle ndaxte nag daanaka saa su ne muy gën di tar mais dafa melu daal mbir mi nit ñi gën nañ ko fuyu ci mbedd meeg ak ci bërëb yu bëri yi nga xam daanaka pour nga gis sax nit ñi sàlloog yenn yi daal jafe-jafe la ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa ngi leen fanaan. jàmm rek taarika la. waaw man Malick laa tudd di wax di wax. Malick. waaw. bisimilah li ma jaaxal. c'est vrai que nit yaa ngi wax état bi mais man li ma jaaxal la dëgg tey lan la. mooy sur les 1000 milliards. Sénégalais yi ba tey li may mujj a dégg 17 milliards rek lañ joxe. ma ne Sénégalais yi. li ma joxe li ma dégg. li ma mujj a dégg. 17 milliards rek lañ ci participer. waaw li ma mujj a dégg. léegi li des yëpp ay bor lay doon ay projets yi ñuy annulé surtout ne xaalis boobu yoo xam ne peut-être sax dañ ko leboon. te ku nekk tey yaa ngi ne na ma état bi jox. ki nga xam ne moo war a jox état bi su koy laaj ñun ñu def. l'état il est là pour les projets communs. il n'est pas là pour les particuliers. nit ñi nañu xoolaat seen bopp. état su defee bëri na bëriwul ñi war a jot nañ ñi war a jot te jotuñu mais nañ leen classé Sénégalais yoo xam ne motuñu rek. parce que ki nga xamoon ne bindoon nañ ko RNI en 2013. oui. parce que moom famille bu ndóol la woon. waaw. mu dem ba doomam di liggéey. dans l'administration ba dans le privé am salaire. waaw. kooku waxul am honnêteté dem ne man nañ ma dindi ci RNI bi puisque am naa ku ma jël en. ñu réactualiser liste bi quoi données yi. non moom ci boppam laa. waaw moom ñi koy jot. moom moo war a dem dindi boppam. est-ce que warul dem avec honnêteté. oui man kat ba ngeen may jox aw ma woon. léegi alhamdulilah. waaw sant na waaw. dindi leen suma tur ngeen jox keneen. waaw. kooku nag su bàyyee tur su bàyyee boppam ci liste bi. su ñuy joxe danañ ko jox te dana jël. mais loolu état la. déedéet. ñun la. sol leen masque yi tey. koo wax man je suis pas policier. mais su ma duggee ci oto je fais la police. ah waaw. ku bugg a dugg solal sa masque ma ne la solal sa masque. mais est-ce qu'on peut être à ce jeu tout le temps. oui. na Sénégalais yi xool seen bopp. xam ne ku nekk loo defalul sa bopp kenn du la ko defal. oui. te loo defalul sa bopp lor sa morom. waaw. te ay way gëm du lor bopp moromam. dëgg la wala. nañu dellu ci yàlla def li ñu sant. feebar bi jóge fi. oui. ku mën a dimbale état bi nga dimbale ko. koo xam ne am nga loo xam ne soxlawoo état bi nga bàyyil état bi li mu moom. état bi def li nga xam ne ñëpp a ko bokk. lii mooy dégg nañu. mais sëñ Malick est-ce que li nga xam ni daanaka levé nañu muy couvre-feu ak yi nga xam moo di mesure yëpp si maanaam nuñ doon tënkee nit ñi ci wàllu mbas mi est-ce que loolu tamit pour relancer économie est-ce que maanaam yoon wi ñu jël noona wala dañoo waroon tamit gën a waxtaan ak nit ñi ba ñu gën a comprendre situation bi ñu daal di ubbi. waaw loolu yëpp je sais que communication du mot jamais. oui. mais tey danaa la posé danaa laajte fan la dégg nekk ci ñaari position. oui. ñi nga xam ne dañuy wutali seen bopp bañ leen ne toog leen. waaw. li ñu wax état bi daf ñu bëgg a rey. daf ñu bëgg a rey waaw absolument. ñi nga xam ne état bi daf leen di fay bañ leen ne dem leen liggéey li ñu wax état bi daf ñu bëgg a rey. oui absolument. ana dégg bi. waaw. yow laa laaj ana dégg bi. ah déet. ah kay. Que va faire l'État en ce moment? Prendre une décision. Décision bi nag ku nekk ni nga ko mën a analyser rek nga koy analyser mais du mot jamais. oui. mais tant que ñun ñëpp takkaayuwuñu. jëlee fi feebar. Chine c'est 1,5 milliard de personnes. oui. ñoo gën a néewle ci àdduna bi tey. parce qu'ils ont de la discipline. discipline bi mooy régler la situation. jeex na tàkk amul leneen. dëkk la jërëjëf.
ngeen baal ma ak. jërëjëf si Malick si am na solo jërëjëf si intervention bi nga xam ne bokk na ak ñun ci fanu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ñu daal di koy dalal daal di taataan li mu bëgg a wax ci lam ci xam ci li nga xam ne tey moom la ñu indi ca waxtaan wi. bisimilah. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. El Hadj Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi lay delloo ziar. di rafetlu liggéey bi. jërëjëf. Jibril Sène la. ah Jibril Sène. di la jot. waa nuyu waa ndax neex sama dëkk ba waaw. waa ak waa Ndengler nag. waaw xam nga Ndengler rek ndax neex Moussa c'est côte à côte. ah oui. mes grands-parents sont ici de Ndengler Mbardiak Ndouf. ah d'accord ñëpp dëkk yooyu ñoo tegalantoo. waaw dëgg la nag waaw loolu lu am solo la. voilà di ñaan ñu delloo leen li ñu moom. seen suuf waaw du tam bi waaye nag ñu ngi ñaan rek ci jàmm ak salaam. problème bañ a am ñu delloo leen seen suuf. waaw xam nga mënuñu si wax parce que ñaari parti la. ku nekk tamit war na ci mën a addu daal. voilà c'est ça. bismillah. mais yàlla na ci yàlla def jàmm. waaw na ci jàmm daal tukkee moom la ñuy ñaan. et puis mu am compromis pour ñëpp incha allah. c'est ça Moussa. di féliciter sëñ boobu génn sànq. waaw. di rafetlu kàddu yi. dëgg la. waaw dinañ am nag tuuti contradiction rek. mënul ñàkk waaw. contradiction bi nag du dara lu dul Moussa. état la ñu dénk. waaw. l'état moo waat ne. je vais vous protéger vous et vos biens. waaw. moo waat loolu. la protection de la population et de leurs biens. loolu la état waat. le dernier mot Moussa aussi revient à l'état. oui absolument. Moussa xam nga suñu ne par exemple askan we sëkkatal état ba état def nangam. man d'accord ma loolu. Moussa ñaata loi lañ fi dugal askan wi génn taxaw ne du fi am. waaw. mu am. référendum bi waxuñu woon du am. dëgg la. mu am. yeneen ak yeneen waxuñu woon du fa am. ba xeer sànni xeer am ci tëj am ci leneen am ci état defu ko kon Moussa. man je vois que ne le grand responsable c'est l'état. d'accord. parce que kenn la ñuy mën a duut baaram muy état Moussa. mais waaw c'est vrai moom nga dénk sa mbir daal moom la ñu nga dénk état nag na xam ne ba muy waat. mais quand on parle d'état aussi askan wi ci la ñu est-ce que moom bu jëlee décision bi nga xam ne daanaka da ko war a def ak askan wi te askan wi tamit répondre foofu am un peu. Moussa ñu jël les mesures qu'il faut rek. waaw. comme ñoom ni ñuy jëlee tey jii allo. maa ngi lay dégg. tey jii bu ñu bëggee teg benn loi askan wi d'accorduñ ci génn ne du am état day teg ca kanam askan wi ay policiers ak i matraque ne day am. te day mujjee am. dëgg la. kon na état assumer ses responsabilités. absolument Jibril ñoo état aussi na xam ne. ba muy waat ne maa leen di jiite protéger seeni biens. waaw. ci biir nit ñooñu. am na ñu wér. waaw am na ñu yaru am na ñu réew am na ñu dof am na façon bu ne. dëgg la waaw. na assumer ay responsabilités am te matal ko. voilà léegi nag allo. waaw maa ngi lay dégg Jibril. n'empêche quand même population bi aussi na am un bon comportement kenn incité wut population bi. ni à l'indiscipline. ni à la violence. dafa war a correct. absolument. parce que boo nekkee ci kër dañ naan waxtaan na neex borom kër. waaw. waxuñu borom kër nekk di def dictature wala dara mais waxin la. waaw mais suñ ne waxtaan na neex borom kër dañoo jàpp ne borom kër ga la muy digle ci kër ga rek lépp lu baax ci kër gi lay doon. lay doon quoi mais na nekk ci démocratie aussi. waaw kay. mais Moussa. tout le monde sait que ne y a un laisser-aller. waaw. mais li gën a yokk affaire bi Moussa nañ ko wax. état dafa dem ba xam ne il n'a plus les moyens de se défendre par rapport à ça. par rapport à la pandémie. moyen ban moyen financier ngay wax. moyen financier et tout. wala stratégique. waaw suñ demee ba génn naan ay dépensé nañ 53 milliards ci feebar beeg nangam. waaw. xam nga tey Moussa foo dégg borom kër mu naan li ma dépensé ci weer wi di ko lim rek. xamal ne coono am na. waaw dëgg la waaw. commencé voilà donc kon nañu xam ne. ñoom ñoo war a def seen warugar. sàmm askan wi par rapport ak feebar bi. feebar bi aussi ki nga xam ne état indiw ko fi. waaw. mbirum yàlla la. waaw. waaye nag mbirum yàlla du tee faju du tee fàggu. dëgg la.
parce que boo fajoo fàggu. te moytu yàlla mën na la dimbali. dëgg la lu wóor waaw ndeysaan. voilà donc kon Moussa nañu jouer seen rôle. waaw. mais y a un laisser-aller ku ne xam na ne y a un laisser-aller. parce que fi ñu ko kal fi mu ne nii mooy comme docteur yi ne woon nañu weer sàngam la feebar bi di jeex. waaw. ñoom nañ ko kal ci feebar boobu. dëgg la mais loolu du waxi yàlla waxi docteur la. feebar bi mën naa romb weer boobu. mais il faut ñu mais il faut ñu relancer tamit économie bi. économie locale bi ak yi nga xam ni mooy yenn secteur tamit pour il faut ñu relancer ko. maanaam Moussa. lii yëpp manque de prévention la rek. feebar bi la mu gàllankoor Chine. waaw moom wax na ko xaaj-xaajaat bi gàllankooru ko Sénégal. dëgg la et pourtant ils se sont sortis vraiment am nañ ci victoire. te Chine ñu asakaay Chine sax moo ëpp Sénégal. dëgg la waaw lu wóor. mais loolu fàggu la Moussa. waaw lu wóor waaw. mais Moussa tey bu ñu jëlee nañ waxante dëgg. ñoo bokk réew mi gis nga Sénégal gi Moussa ñunu li waa ji di woy naan ñunu nee na. waaw ñu il faut ñuy demee noonu Moussa ñunu nee na. wallaay dëgg la dëgg bu ñu wéetee waxante dëgg. incha allah. Moussa l'État a dépensé beaucoup d'argent sur des projets du ma wax inutile. waaw parce que projet la mais des projets yoo xamante ni ce ne sont pas des priorités. ban période Covid bi wala. avant Covid bi. avant Covid bi. 1200 milliards lu terre bi Moussa nañ waxante dëgg. waaw. terre boo xam ne Dakar Diamniadio mais Moussa ban priorité la loolu am. ah mais bon mënu ma ko wax peut-être. mën na am waay. mën na am utilité si ñenn peut-être waaw. BRT bi. Moussa ban priorité la am. et puis li gën a jaaxal askan wi Moussa. ci biir Covid l'État se permet de faire de la promotion politique di nommer ay nit ay transhumants mu leen di jël di leen nommer ci ay poste di def yoo xamante ni Moussa nit ñi dañ naan est-ce que kii lii ñor na ko. d'accord loolu moom décision loolu moom nañ ko bàyyi ak cégal guyam la am na. voilà waaw kon Moussa daal. waaw li ñuy mën a waxee. mooy réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la. état ñu war a sàmm protéger ñu. waaye ñu nit yàq waruñu. dëgg la waaw absolument waaw. kon nag ku ne taxawee taxawaayam. jërëjëf Djibril. mais quant à population bi def nangam moo tax état def nangam. loolu fuite de responsabilité te warul état. jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf sëñ Djibril Sène ñu xaar keneen waaye nag di fàttali nag ni xam naa si nees gis rek ñu jokkoo ak ministère de la santé ci bilan maanaam situation donc Covid tey bi waaw comme ni ñu koy defee rek saa su ne waaye nag lu ñu ci mënti dégg rek mooy daal situation bi saa su ne rek moo ngi gën di naam bu nekkee ne borom xam-xam yi jàpp nañ ni ñoom mbir mi yaatut waaye tamit teewul saa su ne rek ñu ngi dégg nit ñi ci ay faatu waaw te faatu yi ngi tar. ñi ci tamit ami lori ñu ngi kem naam tamit bu nekkee ñi nga xam ne ñu di waa kër docteur te yor mbir mi ñu ngi naan am nañuy pexe yu bees nuñ ko war a gérer rek ak yooyu yëpp ak daal nu ñu mën a jàppale askan wi mën naam bu nekkee sax ni mënu ñëw tamit at ñëpp ci bërëbu fajukaay seen i kër ak yooyu dégg ngeen ko sànq kenn ki sax moom moo ngi doon ŋàññi loolu waaye teewut ku nekk ak gis-gisam la 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ligne bi ñu daal di koy dalal salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def. waaw Ablaye. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen. daanaka alhamdulilah dalal nañu leen. di rafetlu émission bi. jërëjëf. di ndokkale oustaz Alioune Sall si 50 personnes. waaw loolu nag wax dëgg yàlla lu am solo la ndaxte nag loolu moom bu ñu ko tabee nit moom. macha allah daa mel ni rajo bi lañ ko defal nag. waaw. rajo bi fi la jaar ba tey tax. dëgg la ñu mën ko jësee foofu. dëgg la moom nga la am Sud FM. wallaay jërëjëf. di dolli di jaale Pape Malick Sy. wallaay ndeysaan. yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem. ndeysaan. di aussi tamit di jaale Bamba Ndiaye. ndeysaan. parce que tey arabisant yi bi yoreel nañ ko njub. dëgg la wallaay. wane na ne arabisant dafa war a bokk ci système bu fi mënti ñëw. dëgg la. doon ko xeex. dëgg la. bon gàcce nga la am. wallaay ndeysaan. mais su ma ñëwee ci biir émission bi. sëñ Moussa am na benn boo ci def wax. ma ne la Sénégalais yi. tànk day banku mbaa mu tàll. waaw mu tàlleeku waaw. xam nga liy firndeel loolu sëñ Moussa. tey ñi doon taxaw bañ jëlee décision yi ñoo doon taxaw di wax décision yi baaxul. dañu war a yeewi nit ñi ñu dem. waaw doxi seen saxla. tey ñooñu ñoo wëlbatikuwaat di wax ne pourquoi ñu def loolu. bon da ngay dem ba ci biir da ngay wax Sénégalais yi lan lañ bëgg. bëgguñ tànk bi di tàllalu bëgguñ tànk bi di banku. foog mu doon ci benn. foofu lañ toll sëñ Moussa. bu état jëlee des mesures draconiennes. nga ne noo mesures yi waluñ ko jël. waaw parce que joxuñ nit ñi lu ñuy lekk. ku wàcce nit ñi sëñ Moussa yàlla. waaw. ku la jox. yàlla lépp. yàlla. ku may jox. yàlla. kuy jox booy jaw. yàlla. kuy jox bàcc siis yàlla.
bon bu yàlla xañee bu dara amee nañuy jël lépp di ko delloo si yàlla. xam nga état bu dee dañu naaye xaar rek état di dundal. état day créer ay moyens nit ñi di liggéey pour mën a dund. waaye du question day génn xaalis déboursé mel ni kuy joxe dépense ci biir kër. loolu du rôlu état. état dafa war a créer des conditions adéquates. waaw bu sëñ Moussa génn am fu mu liggéeyee. marchand ambulant génn am fu mu liggéeyee. bàcc siis génn am fu mu liggéeyee. mën a ñaq indi ci biir kër gi. mais buñ demee rek ba jël état rôlu état jàpp na moom moo war di joxe dépense yëkkati mu ne kër gi am 10 000 la ngi nii dépense kër gi am 5 000 la ngi nii dépense. man jàpp naa ne c'est un échec. ci pour ay gouvernants. parce que loolu du rôlu état. su ma ñëwee ci jàngoro ji gis nga sëñ Moussa rajo yi gàcce nga la am mais groupe WhatsApp yi ñu ngi tas réew mi. waaw lu si naka noonu. xam nga lu tax sëñ Moussa. da ngay fekk marchand ambulant boo xam ne li muy wax xamul dara. waaw ci jàngoro ji. waaw nga jël ko balancer ko ci groupe WhatsApp. ku mel ni man sama niveau d'étude àggul fenn. la mu wax lépp ma gëm ko mënumaa ràññee. waaw la mu wax lépp ma daal di koy gëm. dëgg la. te du ma yem foofu de su ma ko jëlee ci groupe WhatsApp. bi ma bokk damay jël transfert ko keneen. waaw sànniwaat yéen ça veut dire information yi léegi looloo tax rajo yi am jafe-jafe. dëgg la. parce que dañu dem ba ñëpp léegi ay journalisme la. waaw ñëpp te loolu bu boobaa échec lay doon. parce que xam nga créer contenu ak joxe xibaar ça fait deux. waaw am na ñoo xam nag dañuy créer contenu rek waaw mais xibaar nit leneen la waaw. xibaar da nga koy jàngat ba xam lii xibaar war nga ko génne. wala waroo ko mën a génne ba façon nga koy génneeg yooyu yëpp. dëgg la waaw. mais nag dañu jël léegi groupe WhatsApp yi. waaw. ku xamul dara ku mel ni man daal di def toog rek jël filmem boppam. daal di dikk teg na jàngoro ji lii état yi dañuy fontu dañuy lii. waaw moo tax chaque jour fake news yi muy jaxase askan wi. looluy jaxase askan wi. loolu en général moom mooy jaxase askan wi moo tax bépp bu ngeen def liggéey bu ngeen def. ci wàllu information. am na ñoo xam ne si noonu lañ koy yàqee topp groupe WhatsApp. dëgg la. di ko def. waaw te loolu man jàpp naa ne lu jafe kii lay doon. waaw ci mesures yi ñu jël. sëñ Moussa nañ waxante da ngay gis kenn ci mbedd mi booy dox xanaa loo néew dégg-dégg. war ngaa xam ne ñu ne la Sénégal ñëpp dañoo war a takk masque. waaw nga génn ko responsable yor at yu mat sëkk xam ne lii dégg na ko. nga gis ko du ko takk. waay loolu fan la tegu. dëgg la. ci information yi faral di jàll ci WhatsApp yi di gëmloo ne nit ñi feebar bi amul. waaw genre yu demee noonu dong moom. non loolu yéeme na nag wax dëgg yàlla bu ñu demee ba ñuy egg foofu nag wax dëgg yàlla ñun nag war nañ leen saytu xool ci la ñuy dox lan la ba pare nag tere leen ko. fa lañ yegg de sëñ Moussa. ay Facebook ak WhatsApp. ñun tey tubaab bi li tax mu créé ko. nga xam ne lu intéressant la tey man ci dawal information bu jaar yoon yooyu. waaw ñun yàlla na ma yàlla baal ñun nit ku ñuul. sans la gën a bon lañ jël ci ay Facebook ak internet. ay saagante ay wax yu ñaaw. ay sosolante. yooyu rek la ñu jël di ko utiliser. dëgg la. ba pare nga xool tey par exemple jàngoro ji kenn mënu ko xam sëñ Moussa carrément. lu doog a génn la médecin yi à chaque instant. lu ñuy gën di évoluer. dañuy gën a xam dara ci jàngoro ji. dëgg la. ana ñu doon wax tey jàkka yi nañ ko tijji. sëñ Moussa da ngay dem ci jàkk doo fa gis benn nit. waaw ña doon wax tey dañ ko tijji anañu. waaw. anañu man ñooñu lay laaj anañu fu ñu nekk. waaw xam nga mbir moom foofu moom day xaw a yéeme tuuti ndaxte nag moo am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni lii la ñuy wax ni bu ñuy julli nii lañ ko war a tëralee moo tax ñu téye seen bopp wala ñee def. man loolu laa gëm. waaw man sëñ Moussa loolu laa gëm de. man sàppe sa yonent sa doon wax na jub. man loolu laa gëm sëñ Moussa. dëgg la. parce que gisuma lu ko dindi. waaw. bon tey mënuma gis lu ko dindi. mais ba léegi da ngay dem léegi ci jumaa yi soo ci julli yi ajjuma yi da nga naan déet lii moom respecté tuñ ko loolu. allo sëñ Moussa waa déggu moom. ma ne da ngay dem si jumaa yi léegi sax da ngay gis ni moom respecté tuñu loolu surtout juma vendredi prière vendredi. loolu lu am la boo xoolee. ci internet bi gis ko. booy xool si ak rob yi. léegi bu kilifa génnee àdduna sax boo xoolee nit ñi def dañuy dem ba Sénégal daal doy na waar dafa mel ni mbooloo mi moom la ñuy wane. pour wane ne kii am na degré nit. ndeysaan wallaay. Sénégal li fi xew métti na yàlla nañu yàlla dimbale. ba ñëpp réussir. amiin waay. ñu xam ne réew mii ñun ñoo ko bokk. dafa am mag ñu fi jaar defar ko. dëgg la jërëjëf. li olof di wax waruñoo mujjee puso bi mu réer. wallaay dëgg la. te bon ci condition yëpp. yëpp la ñu war a jaar nag. absolument. xam nga damay faral di dégg état lan la état ay nomination la sëñ Moussa. nga nomination yi politiciens yi nañ bàyyi politique politicienne. waay.
état ay nit la ñu nommé ñu di ko yor. feebar warta tee. na la nit pour mu yor responsabilité benn direction wala. waaw. mais war nañoo relancer économie bi waaye tamit nit ñi war nañoo sàlloog li nga xam ne moo di geste barrière yi. xam nga économie boo koy relancer. te am gan gu mel ni coronavirus. lu yëg boo jëlut geste barrière yi. waaw. loo munti def tim dafa mel ni da ngay gas pax ba fukki nit di gas fukki nit. dëgg la walaay dëgg la il faut buñ koy relancer. mu ànd ak les gestes barrières yi nga xam ne tey ñi nga xam ne tey jot na ñoo xam ci jàngoro ji dara. ñu ngi koy wax nit ñi nii lañ koy jàppee il faut ñu di ko jàppee. walaay buñ ko jàppeewul noonu duñ am benn relancement économique. ma jox la benn exemple tey si wàllu aéroport yi. waaw xam nga suñum réew ñoo ko moom lu ñu neex ñu def waaye nasaraan yi ñoo moom seen réew mënuñ leen a dicté. waaw. lu weddi lu waral loolu xoolal Union européenne. waaw taxawul ne Sénégal nañ tëj frontière am. waaw parce que dafa constaté Sénégal respecté wuñu leen norme barrière. jàngoro ji ñi ngi xëy buñ xëyee am 10% buñ xëyee tey léegi ñu am 14%, léegi ñu am 11%. dëgg la. te ñoom bëgg nañ seen bopp. yàlla suturaal nañu ba jàngoro ji jógee woon si ñun Afrique. waaye gis nga bu jógee woon si ñun Afrique. bon sëñ Moussa dina doy waar parce que ñëpp ñuy tëjal bunt. dëgg la. gis nga bi mu commencé dëgër bopp ñuy dund ñun nu ñu neexee rek ñu tëjal. ñoom bañ tanee commencé nañ ñu tëjal. bon nañ fexee góorgóorlu te xam ne gan la gan ji nañ fexe moyens yi nga xam ne moo ko fi génne ñu génne ko delluwaat ci vie normale. incha allah jërëjëf. ngeen baal maa ko sëñ Moussa jërëjëf. jërëjëf Ablaye Ndiaye marchand ambulant kon ci intervention bi ñu ngi lay gërëm sant ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. allo Moussa man la Anna Medi di wax. Anna ñu ngi lay nuyu waaw damaa miinagul xam nga dafa am matériel bu bees miinaguma ko moo tax. waaw ma ne Covid 19. waaw. waaw bu jeexee Macky Sall dina réglé waat réew mi. ba suñu PNB tolluwaat comme woon moyen 7. waaw virgule pour 3. bi ci def muy mbas mi. waaw bàyyandiku boobu. moo tax cas yi di yokku. waaw cas grave yi di yokku ñii ñàkk seen bakkan di gën a yokku. lépp lu ñuy tere mu jëm ci suñu wér-gu-yaram. nañu ko respecté. oui ñoo ngi ko yàlla lu mel ni bateau la Joola 2 bis li fi amati. ñoo ngi masawu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe seen tono bi ñuy jot rafetlu seen taxawaay. ci xeex Covid 19 bi. gërëm personnel de santé bi yëpp ak waa Sud FM. ci liggéey bu am solo bi ngeen def jëmale ko ci askan bi. maa ngi jaale ñi nga xam ne ñi am mbokk ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi wallaay maa ngi leen di jaale. dëgg la mbooleem ko am tawat ci Sénégal. yàlla na ko yàlla may wér. amiin yàlla arrêté ñu mbas mi arrêté ko ci àddina bi yëpp. bu ñu góorgóorloo tuuti. ñun ñoo war a mën a góorgóorlu bu ñu góorgóorloo tuuti ndax xeex bi. ñun la du xeexum président. ñun population bi ñoo war a góorgóorlu. lépp lu tere moytu ko. mais da ngay takk sa masque dugg ci oto gis ku takkul masque. léegi oto yi da ngay dugg. sa am ko takk masque di nga dugg takkul masque da ngay dugg te loolu yëpp moom baaxul ñun ñoo war a góorgóorlu rek bu ñu góorgóorlu yàlla mën na ñoo dimbali ñuy mën fee gaaw a jóg mais tant que ñu ngi négligé lii affaire bi day gën a toog rek amiin jërëjëf soxna si dëgg la moo tax dañ daan dégg coowal pétrole Sénégal am na lii mais mbas bi boo léegi daanaka déggatuñ si lu bari ndaxte loolu tamit ay perspective loon pour Sénégal ñëpp yaakaaroon ci lu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla jàppoon nañu daal fu mu ne nii xam naa nag cat la waaye nag dina dem bu soobee yàlla 88 628 98 98 ñu xool bu nekk am na ku nekk si ligne bi ñu daal di koy jël si salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay nuyu. Hadj Moussa. naam. mën naa la lool. maa la raw. sa fidèle auditeur. waaw. El Hadj Alioune Fall. El Hadj Alioune Fall waaw. waaw bisimilah. di leen ndokkeel ci matériel bu bees bi yàlla na ngeen ko miin. waaw. moo tax léegi ma xaw a réer tuuti rek waaw gars yi dañ ma jéggal. dañ lay jéggal. waaw. léegi même dem suñu émission lu doxuloon ci guddi gi. waaw. waaw di leen ndokkeel ci 26 ans d' activité yi ak 26 ans de carrière boo xam ne ànd ak réussite. dëgg la. yàlla na ngeen ko yàgg a. amiin amiin waay. way daw li yàlla gërëm leen. amiin waay. di jàll Bamba Ndiaye bu baax boobu. ndeysaan wallaay. ak ñi fi wàññeeku ñëpp yàlla dolli seen yàlla amiin waay. mais corona bi de man sama jàngat. en tant que nit kuy xalaat. waaw. bu ñu doonee 15 millions. de personnes. 8 millions yi suuraale wuñu sax corona la maanaam dafa mel ni affaire ay mbalak ay xam nga loolu xale yi naan mbalak xam nga mbalak. waaw maanaam ay formalité lañ ko jàppee nii rek gëmuñu ko.
corona nag doon na koo xam ne ku mu jàpp nag nga doo ko wax. loolu nag mooy musiba bi. ki mu jàpp moom dina xam ni kii dina xam ni lii corona la. mais ki mu jàppagul moom gëmu ko. moo tax geste barrière yi mënuñu koo appliquer. du moytu wunu muslu wunu. moytu wunu it nag. waaye lu tëj ay juma. ba tax doomu aadama yi. jëfatuñu mbagg ak mbagg tànk ak tànk. xadaratul juma jibatul wasifa jibatul. jeewu daayira yi doxatul. war nañoo jàngataat suñu biir xam ne loola du neen. waaye nag yàlla mi nga xam ne moo am dimbali. waaw mais Alaaji Aline mbaa duñ fi jaaree comme tapage nocturne yi quoi mën nañ koy noonu ndaxte nag daanaka heure yi ñu koy defee day ëpp la rek da ngay gis léeg-léeg ñu organiser ay daayira ki ak yeneen ba 1h du matin parce que ay jamono daal noppali ko askan wi noppal woon na ci. waaw daayira yi. waaw. guddi gi waxaat pour ñu indiwaat ko wala. non déet guddi gi kay laa wax dama ne guddi gi léeg-léeg nit ñi def ay xumbel yoo xam maa ngi jégalu ay daara yoo xam ne day guddi boo yenn heure yi daanaka loolu tamit jafe-jafe la. jafe-jafe la parce que tapage nocturne lay doon. waaw. surtout ci voisins yi diggante dëkkandoo ak morom ma. dëgg la. di nga gis sonorisation boo xam ne bu jibee. di nga gis ku dend ak nit kër da nga bëgg a wax sa njaboot doo mën a wax ak ñoom. waaw. te gars yi dañoo mujjoon léegi yëmatuñ ci jaamu ko yàlla mais concurrence la maa la gën a xumbalee sonorisation. waaw de loolu moom. moo tax ku baax ku ñu wax Imam Lamine Sarr ci HLM moom. daf daal limité ba pare wañu ko ci limité ci heure. waaw. waaye loola duñ ko ca ñëpp royu ñu ko ca. moom bu daayira amee ci HLM beneen daayira amaat ñoom ñaar voisins yi dañuy waxtaan ñu ni na benn bi éliminé wu ba beneen yoon. loolu moom maa ngi koy gis ci HLM muy nekkin wu rafet. dëgg la ndeysaan waaw. yàlla ci kilifa yi gën a jàpp ba mu gën a am doole. jërëjëf sëñ Aline. waaw mais Moussa léegi bu daayira bi buul man après man na laay def man. ngeen laaj ci force Covid bi. waaw man de 4 mois ngi nii man de moom maa ngi toog rek yoruma micro. laajuma waaw. waaw daayira yi kay xanaa moom xaw ma ci pexe rek waaw. waa léegi daal maa ngi lay bàyyi gën a laaj auditeur yi Aline Fall nee na. waaw. ci daayira yi lay fay ndox ci lay fay courant ci lay joxe dépense. waaw. ci lay defee linge ci lay solu moom daal depuis 3 mois ngi nii génn léegi nag. dëgg la waaw. jërëjëf Thiam. mais di ngeen ñu wàññil heure bi wax léegi nag xanaa kay booy defal ni daayira moom ay 18h lay nekk ba 20h. waaw léegi dañuy roy ci Imam Lamine Sarr xam nga moom nee na. waaw 21h ba 23h. waaw. pour élèves yi jàngi ak mariés yi. waaw 2 heures de temps que man sa jàng tey siir. wallaay. way ci yeneen ci bi way ci sa sëriñ. dëgg la de wax dëgg yàlla. waaye nag dama bëggoon man buñ ko appliqué. te tarixa yëpp nag nañ ci yam nag. waaw. amatul dem bay 2 heures du matin tëgg ay sabar ci kanamu dëkkandoo yi di leen fitnaal. waay. bëgg naa nga def ko yow tem état bi man ci waxtaan ak kilifa ji. bien sûr waaw ci waxtaan wi la ba tey parce que yooyu. bu fekkee gàmmu annuellement la nag. ki nga xam ne yor na yàgg na yor gàmmam nga xam ne def na ko plus de 20 ans wala 10 ans nga xam ne c'est annuellement moom. on peut tolérer. waaw. nga xam ne àjjuma la koy def bët sedi samedi nit ñi mën a noppalu nelaw wala ñu def ko samedi bët sedi dimanche. waaye bu dee daayira moom. waaw. wala xadaratul juma kooku moom mi ngi ci heure bi nga xam ne. waaw mu ngi ci waaw mais daayira moom au plus tard mën na yem léegi 23h. dëgg la jërëjëf. ak man bu fekkente ne wàllu musique bi la ci wàllu culture. ñoom salle la ñu am dañu ko loué. waaw foofu moom daa tëju comme européen yi. daa tëju waaw. waa duñ déranger kenn. waaw. kon daal corona bi ak couvre-feu bi ak état d'urgence bi nañ ci profité ñun ñu réglé wàlla ñun diine ji. dëgg la. état bi waxtaan ci kilifa diine ñu organiser ko parce que nag mujjoon na tapage nocturne bi nag yàq na lu bari. dëgg la waaw c'est vrai. waxtu yu riche yi gars yi daan jaamu yàlla ci ngay nekk ñu naan këndëng ba doo tala wérte. dëgg la waaw walaay. te yooyu waxtu nag dafa riche pour jaamukatu yàlla bi. dëgg la waaw. waxta nit it yàlla dafa ko bind muy lekk di nelaw di naan. war a équilibré daal. waaw dafa riche tamit pour dallu waxtu boobu. pour war a dallu. waaw lay dëgg la. Moussa bég nañ ci seen rajo. jërëjëf. di nuyu waa diaspora bi ñoom lay fay jërëjëf Ndeye Camara ñoom ñëpp yal na yàlla yokk seen. jërëjëf sëñ Aline. kontaan nañu bu baax ci yow. jërëjëf ala lan ma réglé loo woon réglé naa ko ca maire ba. alhamdulilah rabbil alamin. loola. jërëjëf waaw. waaw yow yaay sunu soppe yow yaay soppi si maxa yi. jërëjëf alhamdulilah Imam Alioune Mbaye ak Oustaz Samba. jërëjëf Oustaz Sall. jërëjëf yal na yàlla fay leen jërëjëf voilà ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam.
waaw ñu ngi jégalu de. turandoo. waaw Thomas bisimilah. bu baax. yaa ngi lay delloo ziar. naka suba si. Tariq alhamdulilah. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf waay. di ñaanal sa sponsor yàlla yokk seen chiffre. Tariq alhamdulilah amiin. nuyu gars yi nekk ci panel bi yëpp. waaw. ñu dugg ak ñu duggul ñëpp ñu ngi leen di nuyu. dëgg la parce que ñu dinañ duñu matal. wallaay. te di rafetlu waat aussi émission bi. di wax ni Moussa. naam. Covid 19 bi ñun dañ ci waroon jógee defaru ba faw mais boo gisee. li waral defaru bi yombuñu. ndax suñu état yi. dañu tàmm di ñu wax loo xam ni amul. ñuy jégalu nag mais looloo am. waaw. ndax bu fekkee askan boo ko jiitee te doo ko wax li nga xam ne moo nekk. bu leneen lu ñëw loo xam ne da koy lor sax boo ko waxee dootu ko gëm. ndax yàgg nga kaa wax lu amul. ndax mag ñi dañuy faral di wax naan ki la dig ndékki. ki la jox ndékki bu la diggee añ. di nga toog xaar ko. ndax ñëwee dañ la jox. dëgg la. waaye bu fekkee ni nit ki daf la dig ndékki joxu la. dig la añ joxu la bu la diggee reer doo toog. di nga dem sàkk pexe. kon dañuy ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy suñu njiitu réew yi. nañu fexe ba li am. ñu koy wax seen population. dëgg la. ndax dëkk moom mënta neex. mais loolu mooy sauver population. ndax bu fekkoon ni tenir nañu ay discours yoo xamante ni yu leer la yu fiable. nit ñi duñu am yenn problème yi. Moussa duggal ci bus yi. dañuy surchargé. actuellement nii bus yi dañuy surchargé. njaga njaay yi dañuy surchargé. te kenn du takk masque wala ñi ko siy takk dañ leen di wàññi. est-ce que loolu moom moo taxoon ñu naan mesure barrière. tey ma dem rond-point Case ba lu ma la wax dégg naa de lu ma gis laa lay wax Moussa. rond-point Case ba policiers yi taxaw fa di ramasse ñu takkul masque te ñoom seen biir ñu ngi taxaw am na si ñu takkul masque. déet waay. wallahi azim. Moussa y a problème. man soo ma bëggee teg ci yoon. na fekk yow mi nga xam ne yaa ma bëgg a teg ci yoon nga nekk ci yoon la. mais ngeen gaare seen oto di ramasse nit ñi di dugal ci biir oto bi pendant ce temps ñi taxaw ci biti di ay policiers takkuñu masque. loolu lu am la. lu ma gis nag la. waxuma laa ay dégg naa de lu ma gis la. dëgg la. ma dugg ci bus encore ligne 49 nit ñi toog ci suuf ci wetu receveur bi. bi ñu ko nee gendarme yi ñu ngi fee ci kanam la ñu soog a taxawal oto bi ñu nit ñi wàcc. wallahi azim pire Hann Mariste. est-ce que. man Moussa damay yéemu léeg-léeg. ba pare ñun population bi dañoo am benn problème. muy duñu dénoncé. wala aussi amuñu fu ñu dénoncé. muy ñaari cas yu taxaw amuñu fu ñu dénoncé ba pare ñun aussi dañu am passivité boo xam ne duñu dénoncé. déet waay ndax dañuy bañ ku ñu mere. waaw loolu de baaxut. dañuy bañ ku ñu mere. tey état lu mu ñàkk jël ay mesures. Moussa sénégalais yi ñoom ñoo yor seen bopp. depuis du Covid bi commencé ba léegi ku ne yaay sàmm sa bopp état sàmmul kenn. waaw loolu lañ si kenn jëndalu ma masque. loolu lañ si bëgg sax. non mais kenn jëndalu ma masque. man maa dem pharmacie. jël sama assuré ci jënd masque. ñëw jox sama waa kër. li si des ma def sama saak su ma gisee jaamu yàlla bu amul ma dimbali la jox la. kon état dimbaliwul kenn ku ne yaay dimbali si bopp kon kenn ku ne yaa war a sàmm sa bopp. koo ci wax nag mu wax la wax joo xamante ni si yow da ngay sax rus. doo xam nit ñi lu leen dal. dëgg la lan la lu leen dal lan la ñu bëgg. est-ce que. bëgguñu dara. problème bi am Moussa. kenn ku ne na taxaw xam ni moom moo war a defar. waaw. kenn ku ne bu defee ci xelam ni moom moo war a defar rek. problème du am. est-ce que. te tamit service de l'ordre yi. nañ leen di bàyyi xel ñoom ñuy bàyyi xel askan wi. waaw. ku def lu mu warul def nañ ko teg lañ koy teg. te kenn bañ ci di def intervention. ndax tant que ñoom tamit intervention mu ngi am di jóge fu kare. ñoom bu yàggee dañuy relâché wu. dëgg la. parce que ça ne sert absolument à rien ñoom ñu déplacé wu bàyyi seen commissariat yi yooyu. bëgg a teg nit ñi ci yoon. waaw ñu la yóbbu commissariat am kenn ko woote pour ñu bàyyi la. waaw loolu de moom loolu dañ leen war a jàppale ci liggéey bi parce que ñoom tamit. waaw nag daanaka. ñoo leen fi teg ñun tamit ñoo ñu fi teg donc il faut que moom tamit benn liggéey boo xam ne foog moom ci diggante takk der yi ak tamit askan wi. waaw démb dafa romb wetu rond-point camp sauvegarde. mais ASP bi mu ngi wax gars yi ne leen takk leen seen masque mais faale wuñ ko. oui. faale wuñ ko sax
mais bu policier nekkoon dinañ ko faale kon aussi ñooñu nañ leen di dimbali ci côté boobu président mu ngi wax ci dernier discours am waaw tudd ci agriculture xam naa fa laay daaneelewaat président nañ ko wax li am waaw ci wàllu mbay gis nga CFPH bu Cambérène dañu pousse seen date ouverture lan mooy problème bi ah déet waay dañ ko pousse lan mooy problème bi waaw ci moom la dogee kon ñu ngi koy xaar waxtu ndax dëgg la keroog njiit mu ngi doon wax ci loolu ci wàllu mbay mi nañ ko war a relancer ak yooyu yëpp ndaxte loolu tamit bokk na ci loo xam ne wax dëgg yàlla war na gën a mën a suqaliwaat réew mi ci lañu yaakaar ndaxte nag waaw su Covid yu jeexee daal moom. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp bisimilah. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Moussa man la Souleymane na ngeen def. waaw sëñ Souleymane bisimilah. alhamdulilah donc di commencer donc di jaale ki fi génn démb. Bamba Ndiaye. donc di woon ku ñu ràññee ci affaire diine islam bi yal na ko yàlla yërëm ci xeeñu di jaale aussi ñëpp ñu fi jógee. amiin yal na yàlla yërëm ci xeeñu. donc bëggoon aussi féliciter leen seen 26e anniversaire bi. waaw jërëjëf waay. donc Sud FM seen rajo suñu rajo. waaw yéen a ko moom de seen rajo la yéen. vraiment surtout ñi ngi nekk ci diaspora bi moom nous sommes très reconnaissants yéen ay rajo bi nga xam ne vous nous donnez la parole quoi. waaw alhamdulilah. à travers vos émissions. loo ci xam wax xalaat ak suñu xarit Sidi. Sidi Kay Talel Lamp yi. Talel Lamp yi c'est vrai. vraiment c'est des émissions qui nous permettent vraiment de nous exprimer quoi. di wax suñu xalaat si réew mi. lu am solo la. et puis bon ñu ngi leen di ñaanal vraiment ngeen jëm kanam et puis télévision bi ñëw. comme ça on boucle la boucle quoi. ouais inchallah rabbi. donc bëggoon wax ci débat bi. Moussa xam nga damay faral di dégg nit ñi naan mbas bi àddina bi yëpp la daal. xam nga kooku moom dëgg la àddina bi yëpp la daal dafa laal économie àddina bi yëpp. mais seulement dafa am dëkk yi nga xam bi affaire bi ñëwee dañu jël ay décisions yu claires. am ay stratégie yu leer. imposer seen population ay conditions yu metti. di leen c'est comme ça tout le monde respecte boo ko respectewul yoon dal sa kaw. voilà donc il y a des pays qui ont utilisé cette stratégie ñooñu alhamdulilah génn nañ ci pratiquement. waaw bon feebar bi mi ngi fi ba léegi en France mi ngi fi. mais quand même ñi ñaa ngi dox seen soxla l'économie reprend. waaw avec le nouveau premier ministre moom la ñu wax monsieur déconfinement. donc tu vois les choses fonctionnent. surtout hôpitaux yi surtout. parce que foofu la problème bi nekk mooy hôpitaux yi ñu ngi nooyi léegi. waaw. problème bi c'est le taux d'occupation des hôpitaux foofu la xeex bi nekk léegi. tant que hôpitaux yi ñu ngi mën recevoir nit ñi rek on peut considérer que feebar bi mi ngi wàññeeku. et puis il y a d'autres pays ñun si lañu bokk comme le Sénégal. on n'a pas pu quand même jël ay stratégie yu leer. état bi communication yëpp vraiment ay c'était incohérent. et puis am beaucoup de scandales yi nga xam ne ñoo ñëw flouter la communication tax ba nit ñi dañuy dem ba weddi. waaw xam nga et tey boo gisee médecin bu ñu génnee keroog dañu ni carrément. taux d'occupation hôpital bi ba léegi wàññeekul mi ngi yokk. waaw donc tu vois et puis dañuy bàyyi di wax aussi. ñi nga xam ni gëmuñu feebar bi parce que dépasse nañu stade boobu. waaw oui ça c'est clair. tey boo xoolee Sénégal sur 16 millions d'habitants pratiquement mën nga wax les 15 millions 500 000 et cetera gëm nañu ne feebar bi am na. donc il y a une petite am na partout dans le monde tey États-Unis am ñi nga xam ni dañuy wax carrément duñu takk masque quoi. il y a toujours des gens qui sont comme ça ñooñu dañ leen teg de côté. non mais c'est comme ça il faut avancer. ñooñu ba leen topp duñ ci génn bu ñooñu war nañu sax wax seen wax ay gëm nañu feebar bi gëmuñu ko dañu leen war a teg de côté laa wax. dégg nga malheureusement état bi moo joxul stratégie bu leer man Macky Sall génne la dernière fois. je m'attendais à ce que mu wax Sénégalais yi ok yokk naa ay mesures d'assouplissement bi. waaw dindi naa couvre-feu bi dindi naa kii bi état bi waaye nag il faut ngeen takk masque yi par force. par force. voilà et puis mu dugal ci aussi les communautés. parce que boo jógee fii par exemple boo génnee Dakar boo demee ci àll bi
y a des reportages de la télé mais nit ñi foofu amuñu masque. xam nga nit ñi duñu takk masque. et puis gis nañu ay xam ne ngeen a wax carrément yow takk masque mu ne man su ma amee masque ça coûte 400 francs su ma amee 400 francs. lu ma lekk lay tal. oui. donc sorti Macky Sall bi waroon na wax Sénégalais yi. non seulement damay obligé ñëpp takk masque mais surtout damay wax tailleur yi ñu relancer waat production masque bi. waaw. parce que aujourd'hui loolu donga moo ñu si mën a génnee parce que tey feebar bi ñëpp xam nañ ko. donc je pense que état bi communiqué na médecins yi wax nañu. non ñëpp xam nañ ko. donc tey tout le monde est au courant. ñëpp xam nañu que le seul moyen moom mooy rigueur moom mooy takk masque bi métti na nag parce que dafa tàng. dafa tàng. waaw ñu bëri bi bon mën nga ko. ñu bëri loolu la ñuy jooy bu fekkee da ngay dox bu fekkee da ngay dox ci mbedd bi yow kenn. mais mën nga dindi tuuti nga noyyi. waaw. mais boo yeggee ci fi nga xam dafa am ay nit ci magasin dugg ci ay transport mais nga yëkkati ma. waaw bërëb yi ñuy dajaloo daal. boo leen ëppee daal franchement noonu laa koy doxalee. waaw noonu am na ci solo. doom yëpp bu ñu génnee ci mbedd bi di dox. da ngay wàcc sa masque nga noyyi ba sa xol sedd. waaw boo duggee ci transport yi muy métro bi bus yi centres commerciaux yi magasins yi même boo dugg si boulangerie bi sax. yëkkati sa masque takk ko. waaw. fu am ay nit. mais kooku yomb na franchement. waaw. c'est pas difficile. donc foofu la ñu war a insister wax nit ñi masque bi bon noo koy takkee quoi xam nga. waaw du la tere dund. ça c'est vrai. te da nga koy def pour protéger sa bopp pour kooku je pense que communication bi leer na. état bi vraiment bon on peut les critiquer surtout mais quand même communication bi am na même bu fekkee état bi communiqué kiiwul sax ñi ñaa ngi si seen télévision ñu ngi. waaw xam nañ lu xew lu ci. xam nañ lu xew. donc nañu ngir yàlla na état bi insister waat ak masque bi ñu relancer production masque yi. voilà. c'est vrai et puis ça même les ci daal le gel hydroalcoolique dégg naa ñu naan bon baax na baaxul mais ça ngi Sénégal. raxasoog saabu kay. waaw raxasoog saabu na ngi dimbali ñu jox leen ndox aussi. waaw ndox mi day li muy manqué moom daanaka nekk di xeex mbas ba pare ñi amuñu ndox. waaw quand même depuis événement bi amoon xaw ma kër xaw ma lan la mooy. Kër Momar Sarr Kër Momar Sarr. fat naa dëkk bi Kër Momar Sarr. mais mënuñu nekk nag à chaque fois naan projet bi mi ngi avancé dans 2 mois mu jeex non. waaw nañu wax nit ñi lu leer. waaw. parce que tant que waxuloo nit ñi lu leer ngay am sa communication di am ay cafouillage. et puis chaque 3 jours benn scandale génn. kooku day li nga wax yëpp day tax du jàll quoi. du jàll loolu moo dal gouvernement bi malheureusement. waaw c'est vrai nit ñi dañuy dem bu fuy. yàlla mu sutur dara ngi dimbali. amiin Souleymane jërëjëf. bon courage et encore une fois joyeux anniversaire au groupe Sud FM. merci beaucoup jërëjëf Souleymane. jërëjëf sëñ Souleymane. ñu xaar ki ci ligne bi. allo oui bisimilah. El Hadj Moussa Thiam les banlieusards. waaw. kii Mbaye Laye moo nekk ci buumu jokkoo bi. sëñ Mbaye Laye ñu ngi lay ziar. waaw di rafetlu émission bi am na solo. jërëjëf sëñ Mbaye. El Hadj Moussa. naam. kenn ñeme fi wax ne sensibilisation amul sensibilisation am na. président Macky Sall depuis le début la jël ay matukaayam. le ministre de la santé lu mu laaj ci milliards lañ ko teg. kon jël boobu ñu ko jël ci début moo tax ñu am résultats yi ñu am. mais bon Hadj Moussa boo xoolee waxkat yi dañu war a noppi parce que kii wax na ko léegi Ablaye Ndiaye. groupe WhatsApp bi dafay xew ak Facebook bi. ñooñu ñoo yàq ñoo bëggul réew mi. parce que yow doo bokk ci réew pouvoir wala bëgg jël réew jarul ngay yàq loo xamante ni après yow mbas mi la tant que jeexagul man mucc ma si keneen mucc si. du dëgg Bamba Ndiaye mi gaañu. def na ci débat waxtaan na ci. bu ko waxoon ni tey yow moo la yóbbu du ko gëm. suñu papa suñu maam Pape Malick Sy sensibiliser na man loolu moo ma jooyloo keroog sensibilisation bi mu ci def taxaw ci wax ne damaa peur damaa ragal ba pare mu dem bàyyi fi mbas man li ma gën a jooyloo keroog loolu ci la bokk foog ñu delloo si xel yi président Macky Sall lu ko war def na ko ñi nga xamante ni ñi ngi fii nekk di wax ñi nekk France ak nekk États-Unis moo gën a métti fuuf la leen dal ma ngi fay jolli ba léegi Angleterre ñoom dañoo arrêté wat Allemagne ñoo ñu ëpp doole junni yoon ñoom 120 la ñu bokk. président def na lu ko war El Hadj Moussa loo tax maa la coow li du fi jug kanam la jëm. parce que gars yi loo fi teg pour sensibiliser gars yi dañ koy def mbiru parparloo mbiru politique. président def na lu ko war joxe na ay milliards. da ngay jënd connexion junni saaga njiitu réew mi. dem ci pour WhatsApp bi dafa wax yoo xam ne amul bopp amul genn. mat ci 200 lay jar man bëgguma dégg loolu mbiru masque 200 lay jar. man de fa may liggéeyee dara ku solul masque ma wax ak yow. ku solul masque du ma wax ak yow. sama gars yi xam ne du question de respect mais ku solul masque soo waxee dama la sori ma. du ma wax ak yow. parce que loolu lañ ñu wax boo ko defee di nga ci gis njëriñ. aar sa bopp aar ci nga dendal. du dëgg mais yow coow li
bu dem ñu créé beneen bu jigéen ñu jël ceeb bi dem nëbal ko ba mu nëb benn waay dëgg tëngeej mais ceeb bi dafa nëb naan dafa am kaw mais fan lañ jëm te yi ñuy wax yëpp ay waxu kese la waxu dara amu ci wax dul dëgg moo gën a boñ njaalo nañu bàyyi président bi day dem après kii remplacé président Macky Sall yàlla créé na ko mi ngi suñu biir waaw lu wóor mi ngi suñu biir loolu la ñu war a xam sànq aana mi ngi koy développé mais Moussa yow yàgg nga animé débat yi doo fi gis lu président def ñu ne baax na bon na baaxul daa bon ngir lan ngir président jugee fi ñëwal toogee place am kese man de parparloo ma dama far mais nag maam Cheikh nee na parparloo moo bon mais far kenn bañu ko loolu la yàlla gën a bëgg du dëgg maam Cheikh nee na nit ki fa mu juddoo dëkk fa de fi mu am teraanga la dëkk ñaata nit ñoo nekk France 40 ans ñëw ñu Sénégal seen teraanga fa la nekk foog ñu waxee xel du dëgg sénégalais yi doofuñu bu dee mbiru élection ñaata élection ñoo fi jaar saa bu ñu demee président Macky Sall ci fay leen kon kay wax nañ ñu xam sénégalais yi dégluwuñu leen yaa ngi ci tribune politique bi non pas politique sax mais damay analyser rek waaw analyser laay def rek parce que ñi fi nekk di wax yëpp depuis ñuy wax di wax président baaxul daa bon yaa ngi leen dégg ñuy wax waaw mais c'est-à-dire xam nga ñooñu c'est les administrés mooy citoyen beeg ñeneen ak ñeneen d'accord mais parce que ku nekk tamit ku boot bukki xaj baw la mu ñàkk moom lañ jox waaw Moussa barki yeneen bi barke Mouhamad dafa am fu ñu bokk man maa la ko non loolu amul solo waaw mu kon foog ñu dawal yoon ba ne ñun sénégalais yi Covid-19 bi nga xam mi ngi lor sénégalais yi ñu jéem a góorgóorlu muñ ba liy jeex bu liy jeexee ñu delluwaat ci politique ba man loolu laa gëm mais yàq baaxul daa bon ceeb bi daa nëb nangamati nangam ci sàcc na milliards Abdoulaye Diouf Sarr yàlla dimbal na ko bi milliards yi ñëwee dañ leen yóbbu leen ko ministre des finances bu ma ko kenn jox parce que lii la gisoon ñu commencé naan milliards yi fu mu dugg parce que yàlla dimbali na ko lépp évacué na ko ministre des finances amul xanaa kon xanaa ñooñu di la war a di la yow ndog na ci moom la daggee Mbaye Laye Cambérène ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñu xaar keneen ci ligne bi c'est vrai que salaamaaleykum. aleykum salaam. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kooku sëñ Ousmane. waaw moom la de. bisimilah Ousmane. Cheikh Moussa ñu lay ziar. dana di ziar. leen wax joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. ci 26 ans yi. jërëjëf. 26 ans yoo xam ne dëgg liggéeyal ngeen ci askan bi. waaw yéen moom liñ daan su doon doomu aadama dañ naan seen dund am na njëriñ. non seulement dalal ngeen xelu Sénégalais yi. ak ñu nekk ci fépp fu doomu Sénégal nekk ci kaw suuf daal. kol nañ leen doole nañ leen di kol. jërëjëf. waaw di wax sa thème bi amatina solo rek. waaw di wax ni. nit ñi dañu bàyyi xel bu baax ci feebar bi Moussa yaakaar naa ay jamono waxoon naa la fi ni feebar bi da nga koy song daan ko avancé nekk ci leneen parce que Covid bi du bokkul ak yeneen maladie yi du maladie incurable du maladie boo xamante ni mën na lompal nit yenn lompal yi soo xoolee daanaka ni muy demee ba léegi ci échantillon yi ñu am yëpp. allo. maa ngi lay dégg kay. waaw soo xoolee lan la président wax ci discours am bu mujj bi. nañ dund ak mbas bi. waaw mais nañ dund ak mbas mi ça veut pas dire que ni aussi dañuy condamné wu. waaw. foog nit ñi comprendre que ni feebar la bu fi am day romb dem. su appam jotee wala suñ ko jàppee ba gëstu ko ba xam lan la. nit ñi dañuy continuer seen activité. te moom tamit app bi ñu ko joxoon ci loi d'habilitation bi 3 mois la woon jeexoon na. jeexoon na tàkk mooy wax début bi biñ koy wax. ñi taxawoon ne jarul loi d'habilitation. dina dem raison si benn côté. parce que au finish c'est quoi feebar bi jóge fi ba léegi mu ngi fii. te loi d'habilitation bi li ko doon réduire ci ordonnancement juridique yi. pratiquement loi yooyu ba léegi mu ngi am. mu ngi continuer di am. Moussa Afrique tey Sénégal plus particulièrement li ñu war a jàngat ci Covid bi. ay pàcc la yu tuuti. xam nga bi muy door am man dama am benn jàngat bi ma ci am dama déglu discours Reine Elisabeth bu Angleterre. mu ne fekk na 14-18. monde bi li muy daw dafa bari nañ def ndànk. ñu ralentir. tey Covid bi soo xoolee ci principe fondamental yi ñuy fàttali lépp ci loolu lay jëm. nit ñi dañ def ndànk ñu taxawaat xoolaat suñu bopp. rapport humain yi entre nit ñi. waaw. mais mu ngi fi woon. dañ ko appliqué. c'est que pour wax la ni Sénégalais dañu war a benn jàngat faut pas être trop alarmiste.
naan Sénégalais yi respecté mesure barrières yi nanga mais mesure barrières yi ñuy wax. mais Sénégalais ñu ngi jànkonteel yu gën a métti loolu. oui comme Moussa masque yi ñuy wax ça coûte 200 francs 400 francs mais tous les Sénégalais ne sont pas à cette portée. oui. mais nañ bàyyi nit ñi li ñuy wax su ko état dafa dégager une enveloppe de 1000 milliards. Moussa un tiers du budget. su ko defee ci mbas mi tel que niñ koy waxee ci Sénégal feebar day dem mais wax nañ la ko sànq sax dama la jox benn illustration waaye bi mu koy wax dafa mel ni man la ko doon waxal. police bi da ngay gis muy arrêté booy bi di ko laaj takkal sa masque fayal xaalis te moom takkul masque. kooku lan la mën demee. waaw. Moussa tey ci suba man ñu ngi may wax naan ne xale yi dem jëli xaw ma macaroni bi fan la man leen bàyyi leen ko fa saraxa leen ko. non mais attends. Moussa nekkuñ ci famine. da ngay ñu wax ñu relever plateau médical bi ñuy wax docteur Seydi lan la leen wax au début. foo mën a dem tey la banlieue boo jëlee Guédiawaye ba Tëngéej. bal hôpital de type 1 la fi am. waaw man dama dawal jàmm parce que ci mbas mi la commencé fonctionner. waaw waaw man sama propre frère avant mbas mi dañ ko fa yóbbu ñu évacué ñu ne ñu pareegul. c'est vrai. kon tey loolu la ñu Covid bi waroon jàngal nañ injecté relever. le plateau médical bi recruter. doctorants yi. waaw ñuy bii bëgg gën a barki démb. Covid dafa ñëw pour jàngal nit ñi que ni on a un problème de santé. de structure sanitaire. dañ jéem a yóbbu xeex bi foofu. énergie yi gars yi di wax yëpp naan mesure barrière non nañ ko concentré foofu. parce que barki démb président li mu def. bien vrai que ni ànduma ak moom ci mesure yu bëri mais mesure yi mu ñëwaat yëpp man ci foofu laa ko doon xaar. melan tijji frontières yi. waaw. annulé état d'urgence bi. lever couvre-feu bi. mais ban sens la Moussa foog nañu comprendre que ni. Sénégal y a des gens qui vivent la nuit. waaw ci guddi la ñuy daan seen doole. restaurant yi foofu la ñuy fonctionner dafa am ñoo xam ne bëccëg bi la ñuy fonctionner. il faut que ñu organiser wu. il faut ñu xalaatal suñu bopp. waaw ñuy bañ di dem di jëli ay xalaatu jàmbur du ñu ko imposer. nañ toog ñu réfléchir ensemble ñun sénégalais yi suñu bopp. par rapport ak suñu environnement par rapport ak suñu culture. pour mën a avancer ñu dem. mais kon lu ñu lever état d'urgence bi dina tax tamit ñi nga xam ni ñoom dañoo waroon même kii bi le transport interurbain ñi nga xam dañoo war seen i marchandises war koo jaay ak yooyu yëpp pour un peu relancer l'économie tamit. loolu pour mu dem solo. effectivement Moussa dama lay jox benn affaire bi ma gën a salé dem si guddi maa ngi waxtaan ak ay copains. bi ñuy wax waxu Sandaga dinañ ko tëj ñoom tëj romb na camion jeunes yi ñu dem. waaw mais. président il a intervenu. waaw gars yi dañu leen ban intérêt la amoon ñuy toj marché boo xam ne nit ñaa ngi ci daan seen doole ci yow ci. waaw mais 3 mois boo xam ne fonctionné wuñu. waaw waaw nit ñi dañ leen. ah d'accord dafa dokk waaw kon nag foofu tamit may nañ leen dérogation boo tabaski bi wees ndaxte nag pour permettre ñoom tamit ñu mën cee liggéey tuuti am luñ ci suturloo balaa ndaxte nag Covid bi daal laal ñu bari loolu salaamaaleykum. allo salaamaaleykum Moussa. waaw kooku. waaye Mamadou maa ngi fi Thiès bi. Mamadou. waaw maa ngi ziar waay. mu ngi lay dellu ziar Mamadou. alhamdulilah. waaw gudd si émission bi rek. ayca bisimilah yaa ngi ci waxtaan. waaw affaire kii mbas bi ngeen di wax de affaire mbas bi ah. waaw waaw ñu ngi ci wax loolu lépp waaw. waaw man de état bi lay kii quoi ñoom laa joxe. ñoom comme ni ñu wax rek ñoom ñoo baissé les armes. kilifa da ngay mat kilifa. parce que boo joxee ordre. te toog leen seen kër yi te joxoo leen dërëm pendant plus de 3 mois. man dama xaw a jaaxal gars yi nekk ci ñiy défendre état bi. ñoom si ñu ngi wax France États-Unis te ñoom ñoom état la ñu waxal. état bi kay mën partenaire. waaw mais problème bàyyi leen ñu défendre. mais ñoom ah. ma ne y' a pas de souci bàyyi leen ñu défendre yow waxal sa position rek am problème. d' accord non loolu quoi bon nekk ci rajo yi naan Modou yi fii Modou Blabla te Modou yi Sénégal Modou ñoo ko yore yaa ngi war a xam loolu. waaw am nañu kër yu bëri daanaka waaw. ñuy dugal ci par année. 1000 et quelques milliards la. oui même loolu lay béyee sax di ko dugg. même béykat yi di ko dugal. dëgg la. nañu fonk seen Modou yi ngeen ñuy xas. kenn xasul Modou bi ñu def ci kaw. kenn xasul Modou de. Modou bi ñu fi dugal Sénégal tubaab bi di ko dugal. dëgg la donc dañu am respect si Modou yi seen mbokk seen frère lañu seen sœur lañu seen baay lañu seen nijaay lañu. bon léegi nag
affaire kii bi affaire mbas bi. waaw état Sénégal moo ci taxawul ni mu ci war a taxawee. nga la waroon taxawee. nit ki boo ko nee waaye nit ki boo ko nee taw si kër da nga koy jox financièrement da nga koy dimbali. waaw mais ndimbal yi ngi doon ñëw de wala daa ay goutte. ah ban dimbal ndimbal boo xam ne tàggatu 2 mois. waay jël benn ay affaire ceeb bind ko yóbbu ci àll bi. waa Dakar gisuñu ko. waa te ngay gisuñu ko. waa Guédiawaye waa Pikine kay gis na xam nga ci kër bi si village yi. affaire bi dafa am benn affaire bi nekk. il paraît que dañuy inscrire 1000 francs boo joxee 1000 francs pare nga joxe sa pièce d'identité ñu copier ko. loolu la ñoo xam ne ci def la kenn xamul ci lan la. mais ñu si 40 yi pare nag nga joxe 1000 francs boole ci mais loolu dëgg yoon. maa ngi daal ko état bi daal ñoo bàyyi seen loxo. waaw état boo ko toogal sa kër. dimbali ko physiquement comme ni gars yi di wax da ngay wari nit ki da ngay wari. système boobu ñu daan def élection yi di war nañu seen xaalis nit ñi. waaw il faut bien faire si affaire bi. mais defuñu ko. d'accord. waaw léegi boobu loolu la quoi moo tax mu ne affaire bi surtout état bi la parce que nit ñi aussi jekk nañu dëgg nañu bopp. nit ñi loolu dëgg nañu bopp ñu bari ñii gëm nañu ko ñii gëm nañu ko. ñii ñu sol masque. loolu la surtout état bi la. waaw jërëjëf. parce que boo déggoon tey kuñ ci jàpp kuñ ci téye. sololoo masque nga nekk ci benn si mbooloo ñu jàpp la. bindal la contravention de 20 000 francs. waaw comme ni ko si loi bi. 20 000 francs CFA. ah bu ñu ko doon def léegi affaire bi léegi ñëpp sax. non nañu ko def 3000 rek 20 000 laa bëri si jamono ji. ah non non gis nga. waaw loolu moo tax gars yi respecté affaire bi gis nga fii. bi ci fii. waaw boo defee loolu def. di nga fay ay 100 000 francs ba 150 000 francs. waaw lii da ngay jàpp poche ngay def. poche ngay def bu baax a baax a baax. dëgg la tubaab bi soo gisee tubaab bi di respecté si la say mais parce que mais Sénégal tamit boo lekkee 3000 am suba nga lekkaat 3000 am dina taxaw sama de. waaw mais xam nga 3000 bi dafa tuuti. tuuti wute waaw. 20 000 mën naa la jël perfecté 20 000 yooyu ñu waxoon. nga def ko 20 000 francs. d'accord boo ko joxee compte foog dina dafay ko force. ko faylee. nga yóbbu ko ëllëg nga yóbbu ko jël mais nga yóbbu ko def comité de service maanaam muy bale mbedd bi yooyu. yooyu noonu la ñu kii nit. noonu la ñuy def nit mais de contravention 3 000 francs wala yooyu mais yooyu dara. dëgg la ah jërëjëf sëñ Maodo. waaw bàyyi liñ bi quoi maa ngi jéglu baax na. am solo déet ci nga bokk ku nekk nu mu ci xam la ciy wax waaw loolu mooy waxtaan wi ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. waaw turando. waaw. may seconde rek. waaw ñu may ndax côté agriculture. waaw. président dafa def ci déclaration bu mujj bii. wax ci lu am solo lu jëm ci agriculture. waaw. may wax ni je lance un défi à qui que ce soit. Sénégal Moussa. waaw mënta dem tant que doole lu ñu agriculture. ndax xaalis bi fa ñu koy joxe. du egg fa mu war a egg. lobby yi ne ci ginnaaw ñooy téye xaalis bi. ñoom ñooy les maîtres chanteurs là ñoom ñooy sonal état. état moo war a demal boppam. ba sur le terrain xoolal boppam. Moussa boo demee centre formation horticole bu Cambérène. école ba yàqu na. ministère de l' agriculture et de l' équipement rural. boo fa demee di nga fa fekk seen ay oto yu yàqu ay carcasse. lan la fay def. nañu wuti garage ñu def ko fa. beneen terrain yi nga xam ne moom lay zone d' exploitation yi. amul dara. pour lan. te ñu ne dañu bëgg a développer agriculture. ñu ne école boobu ñu ngi fay jàngal ay nit mbay. Moussa bu ñu naxante. bu ñu naxante. dañu dem xool école yi nga xam ne ñu ngi jàngale mbay. gis nga population boo ko bëggee subventionné da ngay xam sa population mooy kan. dëgg la nga xam ni Moussa Diallo nii di wax kat. bërëb sàngam la dëkk. mais Moussa nit ñi dañuy toxu chaque 2 mois 3 mois. waaw parce que ay problème location. kon état mënta am maîtrise ci population moom. nañu jéem a fexe nu ñu amee maîtrise ci population bi. ñu jël xaalis bi def ko ci mbay mi te bañ a jël benn slogan boo xam ne moom la ñuy wax. naan ay jeunes yi nañ dem bay. bay kenn du ko def te jàngoo ko. waaw bay kenn du ko def te jàngoo ko munoo jël marchand ambulant bi nga xam ne ci ambulant la yaakaar nga naan ko demal bay yi da nga koy tooñ. da ngay jël ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ñu jàngal leen mbay. nga dem yóbbu leen xottil sa bopp hectares yi teg leen fa ñu liggéey. ñoom ñoo war a dundal réew mi. réew mi mën nañu defaru ci Covid 19 bii. nañu jël xaalis bi ñu def ko ci mbay mi. Moussa bu ñu jëloon 10 milliards yoo xam ni
amul kenn ku ci dompat ñaar fukk. ñu def ko ci mbay mi. daa mel ni njiitu réew mi annoncé woon na loolu ne dinañ ci am na milliards yu ñu ci war a tuur noonu waaw. c'est que réew. pour suqali quoi baaxul. Moussa bu ñu nee dañu am ay tracteur ñu jox ma ko man ma koy jaay may taamu ñu ma neex di leen ko jaay. Moussa kon liggéeyuñu tracteur bu ànd ak équipement wam ñu ni la 1,6 million. waaw boo jëlee fii marchand ambulant bi sànni ko tey ni ko naka na bay. amul 1,6 million. ah déet pour artisanal bi lay jël bay moyen moo koy def. waaw Moussa nee naa la bu ñu jëloon. diggante Diamniadio ak Thiès xoolal ñaata hectares fi ne. lan moo tax ñu koy jël di ko jox beneen sénégalais boo xam ne au détriment des autres état na jël 50 milliards wala 100 milliards investir ko ci mbay boo xam ne dërëm kenn du ko ci lekk. Moussa ñetti weer Sénégal romb yëngu. mais bu nekkee am na ku ko mën a exploiter mën nañu ko jox aussi. Moussa am na fi. waaw mais ñi fay exploiter après ñoom ñoo jël nit ñi di leen fay salaire bu bon. ñu egg sax 100 000 francs. ouais. est-ce que 100 000 mën na dugal nit. ouais. actuellement nii niveau de vie bi Sénégal toll. Moussa damay daanelee. waaw mooy ñi retraité nañu bàyyi institution yi. Moussa. waaw ñi retraité nañu bàyyi institution yi. d'accord. Moussa 65 ans nit war ci dem retraite. waa xanaa amoo yërmande sa njaboot. bi jàng war a dem liggéey. d'accord d'accord ñu yokk ay âge retraite pour lan. d'accord incha allah. nañ bàyyi jeunes yi ñu liggéey. waaw am na ci solo dañu jox leen les moyens ñu liggéey. lu ko mooy nit ñi mëntuñu jóg. ci ay voyager génn Sénégal. parce que du retrouver wu sa bopp ci biir réew mi. muy jégalu bu baax Moussa. jërëjëf sëñ Moussa. ci intervention yi ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci li mu woote ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 ñu soo leen bëggee bokk ci waxtaan wi sur seen rajo Sud FM tey nag dëgg la ñu ngi waxtaanee toujours rek dinañ ci waxtaanee ci wàllu mbas mi ndaxte nag dëgg la lii di lever état d'urgence beeg yooyu yëpp taxoon na ñu bëri jàppoon ni daal ñii ne nguur gi dafa wàcc waaye nag am ñu ne déet mbir mi dañ ko war a def ndaxte nag am na ñoo xam tamit la ñu war a mën a suqaliku ci wàllu koom-koom ba tax ni nag waaye nag war nañoo war a sàlloog li nga xam ne moo di mesure barrière yi waaye teewut ba léegi dafa mel daal loolee nit ñi dañ ko fuyu li jëm ci wàllu takk masque yeeg distanciation sociale yi physique yi ni ñuy wax physique yooyu yëpp daal jafe-jafe la ba léegi ci fànn woowu 88 628 98 bisimilah. waaw Cheikh Moussa dafa dogoon quoi. waaw bisimilah waa ñu mel la nga. waaw bon soo xoolee li ma doon wax mooy. comme mesures yi ñuy jël. xam nga Covid bi dafa war a jàngal lu bëri ñun Sénégal. parce que yàlla après Covid. waay. moom laay wax sànq. soo jëlee mesure bi ñu jëloon démb heureusement que le président ñëwaat ci affaire Sandaga bi. waaw. waaw su ñu xam ne Sénégalais yi ñu mën a développer Sénégal. waay. tey nga raser cantine bi ça fait 2 ans de travaux mais pour 3 mois may leen ñu bénéficier au moins ñu def seen plan de relance. ñoom post Covid après Covid après nag ngeen toog ngeen waxtaanaat parce que tey Covid bi boo xoolee en Europe lan la leen jàngal la France dootuñu importer yenn produits yu nécessaires yi. produits de base yëpp seen dëkk lañ koy defaree. tey qu'est-ce qui nous empêche cette même pratique. La preuve Union européenne bi ñu jëlee mesure bi ñu annoncé réciprocité bi. oui qu'est-ce qui s'est passé ñëwaat nañ ci. waaw. nan laay malanture la nangam. waaw non nouvelle donne mooy amaat. gis nga nouvelle force mondiale bi ñuy wax nii. mais ci beneen sens bi lu réel la lu am la. Moussa monde bi lu mu doon daw dafa bari. gars yi man dama bokk ci ñoo xam ne c'est vrai virus bi am na mais y a des non-dits. ah non am na lu ñu waxul. waaw parce que non attends li ñu doon prévoir yëpp li ñu doon prédire est-ce que am na. ils se sont rendu compte que ne effectivement affaire bi amul mais nañ tegaat beneen politique. nañ tegaat yeneen méthode. mais faut pas que nit ñuy ñëw rek lu ñu andi fële ñu mesure barrière rek. confinement nangam amul résultat escompté. mais dañ toogaat ñu def suñu plan de relance économique. moo la koy wax léegi ci génn léegi mbay mi lan lañ ci injecté. waaw tey l'école bi ñuy forcé nit ñi ak xale yi war a dem bay dem dimbali seen parents yi dans le monde. Moussa nañ ci toog ñu xalaat ci. ñu xam ni non tey loolu du suñu ay priorité. terre bi ñu doon wax du suñu ay priorité. on a d'autres priorités mooy suñu relèvement suñu plateau médical suñu relèvement suñu niveau d'enseignement suñu relèvement agriculture suñu développement économie
Moussa tey on a combien de jeunes. mais mobilité tamit waa bokk na. non ci luy baax na régler mais situation ni ñu koy defee. économique Moussa mobilité boobu xoolal. Moussa yow Sénégal nga juddoo yoroo fi màggee fi. y a des milliers de Sénégalais. ñi emprunté terre beeg péage bi ils sont même pas 3% de la population. la mobilité dafa am nen ñu ko war a ñu xoolalee suñu bopp. duñ ñu ko imposer duñ ñu ko xalaatal ñun. Moussa léegi-léegi man li ma ñëw ci technopole bi laa jaar. rond-point terminal ba technopole Pikine bi dafa xat. où est la mobilité. pourquoi mënoon def pont bu jëm technopole bi ci Dermeau bi mu dem rejoindre Fadia. waaw waaw non mais on a Moussa nit ñi dañ ciy xalaat. waaw waaw. beneen bi mënuñ jël ay bretelles yu génn bretelles yi tëj nañ ko par exemple. waaw. mais c'est vrai parce repenser que ça. projet boobu maa ngi koy précole la maa ngi koy fàttaliku bañ koy lancé war na war a 15 ans parce que il était prévu tamit foofu dafay génn dem parcelle mais tëli boobu ba léegi. naan Moussa beneen 23 bi ñu defar. waaw Moussa man ay 89 laa tiim plan yi ba Lompoul. waaw. kan moo ko réalisé du suñu Macky Sall. déedéet waaw moo ko dóor kay. mais plan yi ça existé. waaw c'est vrai. non nañ toog ay sénégalais la ñuy toogal expertise baa ngi fi. loolu laa lay wax ne Covid li ñu war a jàngalaat mooy que ni ñu ànd sewwaat ci suñuy propre valeur suñuy propre culture pour mën a relancer suñu développement parce que on est des sénégalais. wax dama la koy wax souvent fépp foo dem ci àdduna ci quel domaine que ce soit. y a des sénégalais majeurs. waaw. te pourquoi ñuy dem jël ay expertise ba pare jël ay plan feneen duñ ñu ko imposer non du dem xamul ndox pourquoi du ñuy am problème yooyu suñ ko àndee. que ce soit militaire bi péage beeg yeneen yooyu yëpp. parce que ça n'a pas été pensé sénégalais. dañuy fàtte ñun suñu spécificité. en tant que sénégalais. tey li ñu waroon tirer ci Covid bi mooy sagar bi ñëw na. waaw bi mu ñëwee àdduna bi yëpp ñu leen ci taxawee. ku ci nekk da ngaa delluwaat ci sa bopp. xoolaat ci say valeur noo ci génne. mais ñun tey nañ ci xoolaat ci suñuy valeur nga nañ ciy génne. dëgg la même si communication bi gars yi di wax le problème masque yi. Moussa bi ñëpp mën a takk masque de. dëgg la waaw masque na nga xam da leen di étouffé. waaw ça waaw le ministre démontré na ko en plein direct. kon ñi ko takkul waruñu leen mën a condamné. waaw y a des malades de asthme. am na ñoo xam ne dañoo yore asthme. dañu am ñoo xam ne dañoo yore une pathologie. Souleymane moom la ko doon wax sànq. waaw loi bi daa tey clair de. le port de masque est obligatoire dans les lieux publics. waay mais si tu marches seul. ci dans une maison wala ngeen nekk ci benn ay. c'est pas obligatoire. nit ñi bu ñu jaawale. dëgg la gis nga mesure bépp. gis nga suñu législateur yi des fois dañuy teg ay lois yoo xam ne. waaw application bi rek mooy problème. parce que du am suivi. dëgg la tey arsenal bi ñu yor il suffit que ñu am suivi des lois. Moussa Sénégal kenn gënuñu dëkk. dëgg la dëgg la. parce que ni ñu bindoo la dañu am lu ñu làmboo. moo am loo xam ne dañu ko mooñaaleel. am ay gëm-gëm dañu am ay sew-sew. mais tey bu ñu toppee Covid bi si benn côté bi. loolu lépp day naax saa yi. dëgg la dëgg la man gis nga damay jox benn exemple vendredi bële passé. julli naa si jumaa boo xam ne mais comme d'habitude. waaw dañ julli normal y a pas de problème takk ñu masque raxas nañ lavage de main moom. ku ñëw àndaal si ñaata côte à côte amul sax ay 1 mètre. on a prié ku nekk dem sa yoon. 2 jours après dem naa ci beneen mosquée ma ñëwaat bon ils ont exigé les mesures barrières je les respecté je les ai compris ma avancé ma dem. mais c'est que bu ñu jël affaire aussi daf ko fayantoo daf ko guerre. waaw. non du noonu nit ki bu xamul. da nga koy xamal c'est vrai. mais ndànk aussi. ndànk waaw dafa am nu ñu koy conseillé. ñu ngi jégaluwaat bu baax. jërëjëf Ousmane. gërëm nañu la ci intervention bi Ousmane kon ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. allo. allo. waaw ku baax da ngay rajo seet doo ko fay noonu ñu mel. naam. maa ngi lay ziar baax baax ñu ngi lay dellu ziar doo fay rajo bi sa wet moom. lay jaay la maa ngi woote Dakar. doo fay rajo bi sa wet si ñëpp lay. maa ngi leen di félicité. doo fay rajo bi sa wet si ñëpp lay. waaw. waaw fay ko ñu dégg. ñoo ngi leen di félicité. waaw ñu ngi lay jërëjëf. ci seen anniversaire bi ngeen xamante ne moom ngeen di dugg nii. jërëjëf waaw. yàlla daal liggéey ngeen ci réew mi. jërëjëf sama xel de nekk léegi nii ci Ablaye Cissé. waaw Xaalis Seck. Ablaye Cissé wallaay. sunu mag ba am xam-xam ci un grand intellectuel yàlla na ko yàlla xaare àjjana. El Walid. waaw Chérif El Walid ndeysaan. yàlla
na ko yàlla xaare. ak Baye Joxaane Pape Joxaane bi fi nekkoon fii Chérif El Wali. wallaay. Chérif El Wali. dëgg la Chérif El Wali doon. waaw ndeysaan. alors Moussa. dëkk bi de ñun ñoo ko bokk. mun ñu ko séddoo. et problème am na ci réew mi loo nga xamante ne dafa garaaw bi nga xamante ne parce que malade bu garaaw nii di këf nit ñi di yóbbu. di jël nit ñi di leen tëral. ñu naan am naak amul. nit ñi bàyyeeku. kenn ma président de la République li mu wax li mu defoon ñu koy coow déedéet daf ñoo tënk daf ñoo arrêté mu ni waaw kon nañ bàyyi ñu ànd ak moom liggéey. mais ñu jël les mesures barrières respecté ko te ànd ak mbir mi gérer ko suñu bopp. waaw ñu ni waaw mu dindi nit ñi bàyyi dem leen. Moussa kenn takkatu masque xaw ma yaa xam nga yow xam nga ci daal yaa ngi banlieue. kenn takkatu masque Moussa kenn respecté du dara chaque jour kaa yaa ngi gën di garaaw. nit ñi xalaatuñu xale yi xalaatuñu seen wayjur yi nga xam ne ay mag lañu ñoom mën nañoo seen virus yi wëndeeloo ak moom 14 jours mu jeex. waaw seen yoon new ci. mais Moussa li am ci dëkk bi buñ ci jógul en tout cas yal nañu yàlla dimbali. jërëjëf amiin waay bala am Europe ak yooyu bañ a agsi fii. waaw ndax mi ngi ram. waaw waa ñu naxante suñu bopp. mi ngi ram de. di ñëw. et président de la République li mu def def na ko ndaxte xam na ni léegi nag wax ji jeex na léegi man askan waa ngi may indil ay problème bay génnee xeex ci mbedd mi ak sànni xeex. waaw naa leen bàyyi ak moom ñu ànd ak moom. waaw mais bu loolu sax mais il paraît que tamit liñ ko cëraloon ci maanaam ab temps dafa jeex. te fallait que ñu voté waat beneen waa yooyu yëpp waaw. waaw bu jeexee président de la République bu sollicité assemblée nationale. waaw ñu defaat ñu ngi foofu ñu joxaat ko ko. waaw. buñ ko joxaatee. mu continué waat ko. waaye nag askan wee ko nanguwul. waaw Moussa askan wi nanguwuñ ko. moo tax laajut. moo tax bàyyi leen ko bàyyi leen. ñu leen acce leen dem leen ak moom lu ñu gis ñun ñu ko tëndoo ko. mu jeex tàkk. maintenant nag Moussa man de li may ñaan kilifa diine man ñoo ko su nekk nii ci man pour man. ñoo fi sës. man de loolu laa yaakaar fu nekk nii. ndax Serigne Mbaye si Serigne Babacar si Mansour ma la ca Tiwaawan. si Muntaxa ma la ca Touba. ak ñeneen ñi des bu ñu toogoon léegi ni yaakaar na am naa ci yaakaar bu wér te loolu day am sax. waaw taxaw all presse bi wax leen ni leen askan wi bëggatuñu gis kenn bañ a génn dañu takk mas na ngeen koy def ndax sàmm seen bopp sàmm taalibe yi sàmm doomu aadama yi. Moussa bu ñu ko defoon laa la wax. dëgg la mën na nekk suba di nga gis 80% au minimum 80% ñu takk seen mas. dëgg la. ñoom de ñoo ci sa su nekk nii. waaw bu ñu ko wax defee nag baax na bu ñu ko defoon nag baax na waaye ñoom ñoo sa su nekk nii de. mën naa nekk carte gaa ngi seen loxo. waaw loolu moom maa la ko wax Moussa Macky Sall mënu ci dara. kenn mënu ci dara waaye sëñ Mountakha mën nañu dimbali. sëñ Babacar Si Mbaye Suuf mën nañu dimbali ak ñeneen ñi mel ni ñoom ci xale bi seen réew yi fi nekk. dëgg la loolu de man moom laa yaakaar fi nekk nii. kon nag yàlla nañu yàlla dimbali Moussa daal. amiin lii ñu génn ci maa ngi nuyu soxna Sodou Dieng ca Touba. amiin ak Boy Diaw. amiin gëj naa leen dégg wax dëgg yàlla. jërëjëf merci beaucoup Moussa. ñoo ngi lay gërëm sant sëñ bi kon nag ci intervention boobu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 90 salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaam. Alaaji Moussa. naam. na nga def Modou Mboub. waaw sëñ Modou bisimilah. na nga def Thiabaye. sant rek ñoo lay jaar Mboub. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw maa ngi wax ci mesures yi nga xam ni moom la ñu war a jël. ci mbas mi président de la république wax. ñu ci da ko ne ñu delloo leen seen i activité mais activité yooyu Moussa xam nga léegi nit yëpp delloo nañu seen activité feebar bi di yokk. waaw sof nag ñaar sof. muy afti ak Dakar Dem Dikk. waaw ñoom rek fi mu nekk nii mesure barrière yi ñoom ñoo ko appliqué. kon ñun suñu économie moom mi ngi daanu à 100%. mais waa ji waxoon sànq ni léeg-léeg gis mu gis kaar yi nga xam ne léeg-léeg dañuy fees booy tuuru. dañuy. ma ne am na ko ne fi sànq gis na ay kaar aftu yoo xam ni dañoo surcharge. non xam nga nag loolu moom amul xam nga nit ñi bu ñuy wax dañ ci rajo da ngay wax ñëpp ñu la dégg nga wax dëgg. dëgg la waaw moo tax tamit nga indi leeral dama ni. ku nekk gis na policiers yi ni ñu salonné ci tali bi. dëgg la waaw. ñun bi ñu defee moitié place sax. ci toogaay bi dong nga sax toogaay bi ndax toogaay bi jaadu na wala jaaduwul. sax dañ lay jàpp. waaw.
client yaa ngi dugg ci suñuy oto du ñu takk masque bi alkaati bi chauffeur bi lay jàpp. problème boobu ñu ngi koy dund. waaw boole ko chaque jour ngay daw pertement ci sa alal pendant 4 mois. afti moom juillet bi bu ñuy dugg ut benn oto borom dootu ko mën a dawal ndax dootoo am moyen yoo dawalee oto bi parce que ci ay moyen ngay dawalee oto bi. bu fekkee nag oto bi li muy am mënum charge boobu mënut a dawal oto bi la nga doon dencoon di ko ci dolli ak li ñu dimbalee yëpp jël ko boole ko ci pour dawal oto bi. bu loolu jeexee oto bi day taxaw parce que dootoo am loo ko dawale. dëgg la bu dee Dakar Dem Dikk sax état mën na koo jox gasoil la mu jox ko leneen pour mu dawi. mais ñu doon ñu ko man parce que ay privé lañu. ah te lu mu néew tey noo ngi am wasi lu mu néew juróom-ñetti junni nit ñi ngi liggéey ci afti. waaw te déggoo ci benn nitu afti bu taxaw ci rajo yi ni fayeguñ ma. waaw mais transporteur bi moom. mais xanaa ñoom seen kii rek lañ doon seen situation sociale rek boole ko bëgg a dund. waaw Modou xanaa ñoom kay seen kii rek lañ doon toppatoo moo tax lu jëm seen IPRES yeeg xam nga kooku wax loolu. mën naa xool ca marché ba. marché ba nga xam ni masque sax duñ ko takk. waaw mën naa xool client yi ci arrêt yi nga xam ne client yi sax dañu am jafe-jafe. parce que fi mu ne Dakar Dem Dikk ak afti ñoo doon transporté réseau de Dakar. ñu ngi doon transporté lu mu néew 1,5 million de personnes par jour. mais boo leen ñoom ñaar li ñuy transporté yëpp matatul 500 000. kon place yooyu nit ñi dañu am problème fi mu nekk nii pour dem. kon mu nekk di ñaari jafe-jafe. kon état bi war na xool misir yi mu matale wala mu bàyyi ñëpp. kenn ku ne dellu ci say activité kenn bañ a perte. dëgg la mais bi Sénégal dellu ci activité nu mu ko neexee. yëgalatul yaram mbas mi. ñii nag xañ na sa njaboot lañu boo leen nee def leen ñu def boo leen nee ba leen ñu ba. ñu respecté loolu war nga ne xoolal solution. waaw parce que aspect Dakar Dem Dikk nag bu ñu daanoo askan wi dana ko yëg. waaw parce que bu oto transport ma amatul. dëgg la mais su boobaa dañuy diggaat état bi rek dal ci kawam parce que loolu barki démb rek la fi jóge. aspect Dakar Dem Dikk ñoo ko saafara. mais ku nekk amoon na jafe-jafe léegi nit ñaa ngi fayaat ay ñeenti paak. dugg ci kalandoo yi di fay téeméer ay ci 1000 francs. waaw di jël ay taxi ay 3000 4000 ndax bi mënuñoo jot ci Dakar Dem Dikk bi mënuñoo jot ci tata bi. waaw mesures barrières yi kenn respecté ko bu fekkee ñëpp dañoo ànd respecté ko feebar bi jóge fi mu jeex. waaye li fekk léegi contact bi mi ngay am ci yeneen côté. ba pare amul feneen mais loolu c'est grave. feebar bi du fi jógee bu ko dee nag nun nag ñu dund loo xam ni pertement la ci suñuy GT bu yàggee ñaari GT yooyu dañuy daan. waaw loolu état bi war na cee bàyyi xel. dëgg la ñu yor seen làmbañ nag di défendre la ñu nekk transport bi la ñuy teg bët. xëy na yow dugguloo ci mais sa mbokk ngi ciy dugg wala sa jabar wala sa doom. mais ma ngay am jafe-jafe. mais nan la ñuy tegee bët transport bi moo. waaw non bien sûr parce que da nga yor sa particulier case climatisé naan oto yi transport bi lii nit ñi day soufflé leen rek te loo xam ne nii moo am njëriñ. xam nga man nii maa ngi wax ak yow maa ngi sama oto taal sama climatisé. ñuy dugg ci sama oto xaw ma leen. mais investir naa pour kii pour ñu mën a gagné. waaw. du maa ngi di la woo ma ci rajo bi ci émission bi. dëgg la waaw. fii maa ngi ci circulation bi. pour que pigit. xam nga jàll nga ci daal ndax police bàyyi nii taxaw sax ba damaa jàpp. waaw loolu dëgg la. léegi nag kii rek transport bi parce que boo xoolee tey Sénégal ñi fi gën a sonn. ñoom la coow li gën a topp. waay am dëgg la de ñaata yoon laa la wax. dëgg la nañu woote ci rajo yeeg yëpp. dëgg la ak police wala ñu xastaan ba bëri te ku ci sàcc. maa ngi nii plante naa yóbbu dem naa ci benn sëfoor bu demoon te samay fële. waaw mais Modou dama ko mën a fajal sama bopp. dëgg la mais Modou yéen pour sàlloog mesures yi est-ce que yéen waa AFTU di ngeen désinfecté oto yi. ñun mesures yi ku dugg suñu oto da ngay takk masque. maanaam par 15 jours wala. masque police dana la jàpp. wala gendarmerie mais léegi ña ca arrêt ba. ñu leen neex la ñuy def police mënu ci dara. mais maanaam pompe oto yi est-ce que yéen a ngi ci. léeg-léeg ñu toog ñoo koy def à tout moment ñoo koy def ñun lépp dañ ko respecté. lépp dañ ko respecté waaw pompe oto yu baax. lépp dañ ko respecté. dëgg la bu fekkee dañ ko respecté ñun ñuy daanu xanaa ñun bokkuñu Sénégalais yi. waaw déet te ñun li ñuy am. li ñuy fere waa marché ba du ko fere. bàyyi loo marché bi. non ñun ñëpp noo yem. parce que ay commerce lañu te service public la ñuy def. dëgg la moom la AFTU def moom la Dakar Dem Dikk yi def. c'est vrai mais léegi misir yi daal ak Dakar Dem Dikk dong la yem. xam nga bu doon suñu oto yi daw interurbain ba ñu dindee ñu delluwaat te gaarax ba di liggéey. delloo nañu suñuy place amatul fa problème. kon problème ba taroon na waaye jeex na. waay mais après Dakar Dem Dikk ba léegi ñoom ñi ngi dund problème yi. car rapide yi am nañ ci seen problème jeex na. waay taxi yi seen problème jeex na. kalandoo yi seen problème jeex na.
waaw mais ñi gën a bari sart gën a embauché ay nit di leen fay. am sart bu diis buy Dakar dem dig ak ab bi. te ñoo def ci problème bi. waaw nañu wutal solution comme tout le monde parce que Sénégalais lañu comme tout le monde. dëgg la. voilà loolu. jërëjëf sëñ Modou rajo bi rek naa transport bi. transport bi lu mu leen def. defu leen dara waaw kon Modou jërëjëf sëñ Modou Mboup kon dégg ngeen ko ci moom tamit muy wax ci seen situation ñoom ni ki mel waaye tamit ñuy baaxoon tamit ñuy désinfecté oto yi comme ni ñu ko nit ñi di sàkko waaw loolu tamit lu ci am solo la ci tamit école yi bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje loolu am na ku ma ci laaj sax naan ma est-ce que waruñoo gën a renforcer tamit service d'hygiène ndaxte nag dëgg la ca ndorteelu bas bi gis nañ leen ñu takku lool waaw di pomper di kii mais nag dañoo toog ba si benn saa gisatuñ leen ci terrain bi est-ce que tamit jotul la ca des ci maanaam bërëb yi ñuy dajaloog yooyu gën koo pomper taati nag la ca des tamit ci oto yi nga xam tamit moom la ñuy jëfandikoo yooyu yëpp ba ci école yi ndaxte tamit élèves yi foog ñu xool leen bu baax di saytu tamit bu ñu génnee nu ñu war a pomper li nga xam tamit moo di classe yu ñuy jàngeeg yooyu yëpp est-ce que jotul tamit ñu gën a renforcer le service d'hygiène si seen wàllu liggéey ndaxte nag naam sax dëgg la léeg-léeg ñu soufflé ma ni waaw amoon nañu ay oto yu bees waaw oto yu bees yi dëgg la waaye tamit jumtukaay ci jëm comme tamit loolu am na ci solo trop lu jëm ci wàllu daal pompe yeeg ak yooyu yëpp kon nag ñu gën ci taw 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam bismillah ku baax. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa. naam. yaa mbay na ngeen def. sant yàlla lu bari. alhamdulilah. kooku. Abdou Sarr la secrétaire. ah. Abdou Sarr secrétaire. Abdou Sarr bisimilah sëñ Sarr. yow kii sëñ Modou Mbow moom li nga wax ne ko gars yi li ñuy wax ci ak yi ñuy def. taxawal li ñuy taxawal noonu. ba tey jii man tey jii fii moo fay secrétaire yi ci 6 heures. waaw. damaa taxaw ba ñu dañoo taxaw ba ñu jubbaat waay ñu naan jonkan leen fu ne ñu nit jonkan. ah déedéet waay. tey daaw man maa ci biir carte tey man maa ko gis man. waaw loolu de moom. ñu wax damaa fii laa taxaw ba ñu romb stade bi ñu naan jonkan leen ñu fu ci ne ci couloir bi yëpp fu ci ne ni di jonkan. waaw. ah ba ngeen romb policier yi waaw benn waaye jóg dox na ci place ma toog te mu soog a jonkan. mu naan xam naa xëy na boobu dañ comme policier xëy wuñu. waaw gis nga yu ko def ci bëccëg gi nag waaye jël gi noonu. yooyu ban ligne la. 44. ah d'accord waaw fii ñu waaw. 44. dëgg la ñu bari ñu koy dégg xam nañu li ma wax ni tey. waaw kon nag loolu lu am la dinañ ko dund. lu am la. waaw. gis naa nag ci bëccëg bi lu bare fu ñuy taxaw rek foofu ñu ne ku amul place na wàcc ku amul place bu jël ticket. dëgg la waaye tey jii xam naa damay xëy na dañ ñuy jël gi comme policier xëyaguñ. waaw xam nga ñoom ñooy njiit yi mën nañoo joxe ay directives te ñi nga xam tamit ñoo nekk ci oto yi bañ koo appliqué gi mel noonu. waaw loolu tamit mën naa nekk ndaxte. dëgg la moom dinaa ko gis ci bëccëg bi moom waaye suñ jël gi tey jii moom gisuma loolu. dëgg la sëñ Sarr. waaw baax na. jërëjëf sëñ Sarr moom nag da doon confirmer rek benn mbir kon nag ci loolu ñu xaar ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen a ngi si émission lu ci xam sur seen rajo Sud FM pour ñi bëgg a bokk ci waxtaan wi dëgg la ñu ngi doon waxtaanee jëmale ci wàllu lii di Covid bi ak bu weesoo nañu war a dundee ak li nga xam ne moo di tamit nguur gi lañ ca jël ci ay dogal ba levé yi lépp nag ak tamit lañ ca séntu. yooyu yëpp ñoo ngi koy waxtaanee ci waxtaan wi tey si seen émission loo ci xam nag ba ci tamit ak yu ñu war a mën a taxaw boo dak gën a sàlloog lii di mesure barrière yi ndaxte nag saa su ne ngeen dégg daal ni situation bi moo ngi gën di contamination yi gën di bëri cas communautaire yeeg faatu yeeg yëpp kon nag la ci jëm sax ba ca ñi nga xam ñooy waa kër docteur ñoo ngi sax naan bay digle wala di fas yéene ànd ak ñenn ñi naan mën nañ leen dem sax ba di leen di faj seen i kër yàlla bu ñu fa toll ji kon nag yooyu tamit di ay yoo xam ni daanaka daal askan wi ñoo ngi ci am tiitaange bu baax a baax bis bu ne ca la ñuy dégg ñuy laaj rek na la ñu war a gën a taxawoo ci foofu naam sax bu nekkee am ñu jàpp ni nguur gi lu mu levé lii di état d'urgence beeg yooyu maanaam
lañ ko cëraloon maanaam ci date moo jeex ndaxte nag loolu lañ ko wooteeloon am ñu ne daal jarul woon tamit waroon nañ ko yeesalaat am ñu ne déet jaru ko ndaxte nag askan wi ñoo bëgg ni ki mel ndaxte nag ñu gën di mën a nekk doxi seen i soxla gi jëm waaye nag lépp lu ci mënti am rek mooy daal lii di li jëm ci wàllu mesure barrière rek ak yi ci ajoog yooyu yëpp daal gis nañ ni léeg-léeg daal jafe-jafe la ngeen nit ñi appliquer ko ci bërëb yëpp fu mu ne nii foo dem daanaka daal ñu ci ëpp nit ñi daal bokkul si seen i ba ci sax lii di port naam bu nekkee nag bëri na lool nag léeg-léeg nga gis nag ñu ci bëri lool nañu war a gën a mën a taxawoo ci 88 628 98 98 si seen émission lu ci xam ngir rek gën a waxtaanee mbir mi tamit xool yan daal pexe la ñuy def pour nit ñi gën a mën a sàllap lay di mesure barrières yi pour rek daal lii di mbas mi nu muy duggee ci askan wi gën a wàññeeku. kon nag xam naa rek ñu mën a yëkkati jotaay bi seen rajo Sud FM 98.5 kon nag daanaka leen si rek ñu daal di ñëw ci kanam nag ci xibaar ci digg bëccëg gi di ngeen si ànd ak Alaaji Babacar ak Adama Dione ci xibaar yi ci kàllaama wolof ak nasaraan incha allah rabbi di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci neexe yàlla ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM 98.5 si seen émission toujours loo ci xam jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM jërë ngeen jëf.